الدمع والستم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ومولانا محمد رسول الله بوكي جلدي سلام من الله عليكم ورحمته وبارك dafa mel na dañoo nekk ci jamono boo xamee ne yàlla subhanahu wa taala dafa dogal ñu dellusiwaat ci plateau bii nga xamee ne moo di bu 2STV fas yéene jëm ci wàllu waxtaan woo xam ne wii contexte bi ñu nekk dafa am rëms ndax weer wu am barke wi nga xamee ne ci la sangu-sang yi gane àddina mu di Seyduna Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam mu mel ne ci loolu aada woon nañ ci réew mi ci jamono yii lu mel ne gàmmu wala ñu dajaloo ci benn béréb di wax ci ay jaar-jaaru yonent bi loolu mënuñu ko wax ci réew mi te tudduñu Seydi Hadji Malick radiyallahu taala anhu mënta nekk maanaam réew mi moom tudd fi fu ñuy taggee yonent bi te tudduñu Alaaji Malick day nekk aw rab boo xam ne wi daanaka geen ba dafa dagg te da koy ñaawal et ci loolu ci lañ fi dalale suñu mbokk bopp mi di Seydil Karim Ahmed Fall mi nekk ci suñu ndeyjoor fa tabarakallahu moom itam ñu yàgg ko déglu ci ay jals yu bëree bëri ay makkaan yu bëree bëri ci wàllu xam-xam ci wàllu miin gu mu miin tarixa Cheikh Ahmad Tidiane ak Sharif il Fatimi yi ñu koy dalal bu baax a baax di ko tatagal itam ak itam suñ beneen bokk bopp de suñu copain li sëriñ Cheikh naan diw sama copain la waaw ndeysaan mu di maam Ousmane Ndiaye yi nga xamee ne fa tabarakallahu lu jiitu lii am nañ ay alaqaat yu bëree bëri yàlla yàlla mottali te yokk yiwam ak barkeem moom itam mu bokk ci kër gi di borom xam-xam et ñu xam ko loolu itam ci ay débat yu bëree bëri sax débat yu fa xaw a compliqué sax léeg-léeg ci lay dugg te loolu borom xam-xam yi dañ ko war a ñemee moom it mu bokk ci ñeen war a seqal waxtaan wi. ci loolu nag kon fa tabarakallahu débat bi ni muy tëddee mooy li may tàmbalee mooy gannaaw nuyoo yu Ahmed Fall su ma lay jox kàddu gi dafay ànd ak benn laaj mooy kan mooy yonent bi ndax bu ñu mënuñu bëgg a tudd nag sëriñ si teg te yonent bi di seen patron te mënuñoo tàmbalee ci moom moo tax ma ne la tafaddal al kallaamu maaka waaye nag kan mooy rasulullahi waaye nag bala ma laa wax loolu itam dafa am loo xam ne mënta ñàkk ndax dafa am tiis wu dal ci réew mi kilifa gu mag muy xalif général Layeen di maam Abdoulaye Thiaw Laye am ñett ci njabootam yu sunu borom jël seen bakkan kon jaadu na bu ñu toogee di wax ak lii communauté Layeen bi di tekk ci biir Sénégal ñu jébbal leen suñu njaal loolu farata la waajib la ci ñu itam ñuy ñaanal yàlla ñi nga xamee ne ñoo génn àddina yàlla xaare leen àjjana di ñaanal xalifa bi fi nekk itam maam Abdoulaye Thiaw Laye yàlla gën a guddal aw fanam te tamit sarax bi yàgg lool ci seen loxo yàlla na yàlla yóbbu leen ci àjjana fil raws kon maam Ousmane fa tabarakallahu li ma lay njëkk a laaj mooy bu ñuy wax Sidi Hadji Malick ak ku mën a doon ci Sénégal sa patron mooy yonent bi gannaaw yàlla ci loolu kan mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin wa ala alihi wa sahabati ajmain asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi safo 2STV ñu ngi yëkkati suñu nuyoo di ko sof ci nuyoo suñu xarit suñu mbokk di ko xam ni réew mi ak lislaam yépp a koy sagoo ñu bokkul sax ci lislaam dañ koy sagoo ndax kàddoom yi rafet muy Hadji Malick Maodo Faye ñu ngi lay ziar bu baax di nuyu tamit suñu wëllëre suñu xarit di borom xam-xam di ku pertinent macha allah tabarakallah muy Serigne Ahmed Fall ñu ngi koy ziar bu baax a baax di am mbégte ci toog ak moom nga laaj boo xam ni dafa am solo mooy kan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laaj boobu su ma la si bëggoon a tontu damay jëlaat laaj bi laaj ko ki ñu ko jox muy Mawlaana subhaanahu wa taala yàlla ci boppam mu tontul ñu ko ndax bi yàlla demee ba xam ni société bi yàqu na fayit na jikko yi yàqu na mu war a nommer
directeur wala président wala ku war a redresser waat société bi kooku mu nommé moom nga ma laaj mooy kan mais yàlla mi ko nommé indil ñu ko avant mu ñu koy indil daf ñu indil CVM tey bu benn entreprise su demoon ba fayit daanu ñu bëgg a wut kilifa gu ko redressé ñi séq si entreprise yëpp toog gis ni salaire yi fayatuñ ko ñëpp sonn nañ ñi indil leen directeur bu war a defaraat société bi bu ñu leen indilee CV bi ne leen kii la ñu fal pour mu war a defaraat boo liiree CV bi ci la sa xel di dal wala sa xel ci la ñàkk a dell kon ma indi la benn aaya rek boo xam ni mooy CV yonent bi yàlla wàcce pour mu war a redresser waat àdduna bi ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi muy ñëw di gane ci àdduna dafa fekk àdduna bi nekk ci benn contexte boo xam ni contexte injustice la violence ci côté yëpp nag réew sax day ëpp doole moroomu réewam defar arméem dem song ko xeex ko coloniser ko jël alalam teg fa gouverneur ci loolu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam judd wala da ngay dox ba yàgg sax gis benn waay bu nekk ci toolam nga wàcc xëcc ko yeew ko dugal ko ci saako dem jaayi ko contexte boobu ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam judd kon mi ngi judd ci contexte injustice moo tax yonent bi mu juddee wala redresser waat société pour defaraat ko première jikko bi njëkk a feeñ ci moom bi mu juddoo moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam première jikko bi mu njëkk a feeñal dafa am relation ak contexte bi mu juddoo mooy première jikko bi mu njëkk a feeñal mooy al adlu justice lahu bada fi ibtidaa al amri maadilatun lillahi adlun bada fi taalikil umami ni ko Seydi Hadji Malick radiyallahu taala anhu léegi nag kon kooku soo laajee kan la yàlla moo lay tontu ci aaya boo xamante ni mooy CV yonent bi kon yow mi toog di seetaan su ma la joxoon micro ne la wala Maodo Faye posé la question bi ma questionné ne la kan mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam da ngay dugg sa biir néeg rek xëcc ne leen CV mi ngi nii mooy laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum xarisun alaykum bil muminina raufur rahim c'est-à-dire yàlla nee na yonent bi day def naa ci moom juróomi qualité juróomi jikko juróomi valeur yoo xamante ni ci ku mu nekk loo jiite mu jag ci ku mu nekk ku la toppal am li bëgg société bu mu nekk société boobu danañu am li ñu bëgg yépp juróomi jikko yooyu foo fekk injustice foo fekk violence foo fekk wax lu dul dëgg foo fekk xol yi xat mooy juróomi jikko yooyu ñoo fa nekkatul kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëwee pour defar àdduna yàlla nee na juróom yooyu la incarné ba pare te boo xoolee juróom yooyu Seydi Hadji Malick radiyallahu taala anhu bi muy way yonent bi daf koo tënk ci benn bayit ci nuunu ya mooy xanaanun bal xanaanun bal xanaanun bal xanaanun xanaanun bal xanaanu axil xaniini yonent bi day rasulun moom day missionnaire la maanaam bu ne baatu rasul mooy lii mu indi di ko imposer du produit parce que boo déggee ñi la ndaw rek immédiatement sa xel dafay dem ci dañ koo yónni waaw kan moo ko yónni yàlla subhaanahu wa taala kon ndekete yaa ngi nangule ndaw ca lam lay wax xoole ko ko yónni te Maodo su ma ñëwoon fii man la Ousmane Ndiaye moo ma yónni ci yow am ku ñëw ne la xalif général des Tidianes wala xalif général des Mourides moo ma yónni ci yow ñaari ndaw yooyu considération yi du ñu bokk waaw ci niveau yi waaw ci niveau yi du ñu bokk kon première qualité bi yàlla njëkk a génn ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam bët bi nga war a njëkk a xoole yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy moom day moom la yàlla nommé yónni ko du kaneen nag du ab sëriñ du ndey du baay du ma sàmba du ma demba yàlla rek moom rek la yónni moom la yónni ci yow mi dernier prophète kon le fait que première jikko yonent bi mu ni laqad jaa daane rasulun léegi boo jàppee ni ki yonent la rek da nga ko nangul lépp loolu benn saxaaba def na ko toog ak Seydina Aboubacar yonent bi sallallahu alayhi wasallam di xutba mu gis ni ko yonent bi bëgg ni ko nit ñi bëgg ni ko nangam mu jékki-jékki rek geestu daan ne sa waay nguuram gi dox na de mu wokk ko ne ko ëpp naa wax ki yonent la kon ndekete moom Seydina Aboubacar xoolewul yonent bi bëtu président xoolewu ko bëtu gouverneur xoolewu ko bëtu chef mais da ko xoole bëtu rasul maanaam ndaw bu yàlla yónni la kii moom mi ngi xool naan kii kat
nit ñi niñ ko bëggee te mu am nangam ak mu def ko pouvoir mu def ko pouvoir ok looloo waral yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi muy ubbi Màkka di dugg Màkka ubbi Màkka gaa yi yëkkati ñëpp taxaw yéefar yi jébbalu ñëpp def nànk bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ubbi Màkka te li ñu xamoon ci président wala buur buy ubbi dëkk gëléem ga gën a mag gën a njool lay yéeg ca kawam ba noppi def nii di ngandal bu ko defee ñu xam ne kii mooy chef tey mais yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni gëléem gi sëgge loosam bi muy ubbi Màkka nii la sëgge ndax toroxlu ndax tawaadon di wan waa Màkka ne leen man rasulullah c'est-à-dire du ma gouverneur du ma président du ma ne mais missionnaire la yàlla ma yónni maanaam ndawal yàlla la ndawal yàlla la tabaarakallahu Sidi Ahmed Fall kon ci ndawal yàlla loolu nag kon damay daal di wëlbatiwaat nag léegi waxtaan wi gannaaw ba ma ko laajee suñu mbokkum bopp mi di Mame Ousmane Ndiaye kon ci loolu nag daf ci am ay nit yoo xam ne yi sawxi bi ñu am ci yonent bi te ma wax ko léegi ci muxaddima bi Sidi Hadji Malick bokk ca ban alaaka nga mën a def ci diggante boobu noonu ak cofeel gu mu amoon ci moom parce que comme Ousmane waxee ne mooy rasulullah aoudu billahi min alsheytani irrajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalaamu ala ashrafi almursalin sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain di nuyu ñi seetaan ñëpp ci baatu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jàmmi yàlla ak yërmandeem ak barkeem yàlla na bur yàlla boole defal nu ko dunyan wa uxra Haj Malick ñu ngi lay nuyu bu baax di la delloo nuyoo di la ziyaara bu baax ci weeru tedd yi dajale ñu tey waaye itam naka noonu di nuyu sunu collaborateur suñu xarit sunu lépp muy Serigne Mame Ousmane Ndiaye tabarakallahu di rafetlu lool itam dugginam sànq ci kan mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam Haj Malick xam naa bu ñuy wax ci Cheikh Alhaaji Malick radiallahu anhu ma tudd ko bokk ndax am na ñoo xam ni nga wax seen cofeel ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ni ñu jeexee ci moom xam nga Maam Maodo yamul ci jëf dafa boole wax ak jëf ci ni mu mel ci yonent alayhi salaatu wassalaam al-fi'lu wal amal ñaar yooyu la boole dafa boole wax ak jëf parce que lii firndeel ni moom bëgg na yonent bi al-fi'lu wal amal naam moom lii firndeel ni dafa bëgg yonent alayhi salaatu wassalaam daf ko wax ba pare wëlbati ko jëfe ko parce que xam nga bu fekkee daf ni wa laysa naf'un ala hubbin bila amal ba pare daal di nag mel ni chatru jooju daf ko def badal wa taabian sunnatal muxtaari taxtanim def ko mubdal waaw xam nga bu ne njëriñ amul ci cofeel goo xam ni àndul ak jëfee la nga xam ni ka nga sopp ca la newoon wa laysa nafun déet benn njëriñ di am ala xubbin ci cofeel goo xam ni bilaa amal àndul ak ngay jëfe la nga xam ni ka nga sopp ca la newoon ndax boo xoolee contexte bi nga xamante ni bii ni ci la ñu nekk muy contexte su gàmm dajale ay nit ñuy julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam xam nga loolu solidarité spirituelle la solidarité mystique la te Cheikh Al Hadj Malick radiallahu taala anhu da ngay dellu gannaaw tuuti nga xool ci mbindam ni muy jooyee yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci ñàkk a bokk ak moom jamono ni mu bëggee yonent bi alayhi salaatu wassalaam à travers ses écrits xoolal laamiyam boobu laqad haaja qalbi lil xaniini ajulu wa rakbun ila waadi l aqiqi ajulu xoolal waxin wi dem ba yàgg mu ni fa qultu li ayniya in taxallaftu asbili bi amtaari shawqin kal aqiqi tasiilu dem ba yàgg sax mu ni wa duuniya yaqubun ala faqdi yusufin wa tarxamuni waqtan nawaaxi thakuulu seetal waxin wi boo ko déggee rek da ngay xam ni kii ni mu jeexee ci yonent alayhi salaatu salaam jéggi na dayo xam nga ni laqad haaja yëngal na dëgg nag yëngal na dëgg qalbi sama xol te ku ne xam na ni xol mooy bëgg mooy assees bi nga xam ni ci la cofeel di tabbi mu ni laqad haaja ca dëgg yëngal na qalbi sama xol ajuulu jigéen joo xam ni jigéen ju yaradal la jigéen bu yaradal mooy jigéen boo xam ni yàlla dafa dogal ci moom lu mu jur mu fàttu lu mu jur mu dem mu ni jigéen boobu nga xam ni lu mu jur mu dem cofeel boobu muy am ci bëgg doom ak bëgg mu des ak moom ba tax mu di ko jooy fu mu toll moo tax mu ni lil xaniini ngir cofeel gu mu am ca loolu muy ñàkk nee na binneem yooyu muy def moom ndaw soosu nee na loolu moo yëngal sama xol man Cheikh Alhaaji Malick radiallahu taala anhu ñu ni ko ak lan mu ni wa rakbun
dinañ koy firee di wax warak bun def waaw gi waawi xaal maanaa di wax warak bun te mbir moom soppe ya wala sette ya loolu xam naa day xaw a kii tuuti nañ ko def waawi ataf rek wax ni warak bun ak sette sa sette ya nga xamante ni bii ne ajuulu way gaaw lañu ila waadil aqiq jëm ci xur woowu nga xam ni moo doon waadil aqiq benn xur la woo xam ni dafa nekk diggante Makka ak Medina yonent yàlla Muhammad alayhi salatu wasalaam bi muy gàddaay dafa jaar ci xur woowu mais xam nga nit bu bëggee nit te muy dëgg ci moom day bëggaale lépp lu aju ci moom ak fépp fu mu jaar ba daf koy tuddaale waaw moo tax Cheikh El Hadj Malick ba léegi ñemeñu gula tudd yonent bi alayhi salatu wasalaam daf koy reewu loolu moo waral mu tëb rek daal di ni wa rakbun ila waadil aqiq rakbu boobu muy wax mooy sahabatu rasul mooy ña nga xam ni ñoo àndoon ak yonent bi alayhi salatu wasalaam doon jaar ca waadil aqiq xoolal pour rek mën a ba tey ci ni muy symboliser li nga xam ni mooy cofeel gi mu am ci yonent bi alayhi salatu wasalaam ba yàgg mu daal di ni wax dama wax ak sama ñaari bët xam nga foofu boo xoolee dafa xaw a waroo wax tuuti ak limaamul Busayri limaamul Busayri moom bi muy wax dafa tëb rek ni famali aynayk ci burdu waaw in qultak fufahamata wa ma li qalbik in qulta stafiq yahimi soo defee rapprochement yi Cheikh Alhaaji Malick moom dafa tëb ni laqad haaja qalbi baatu qalb la njëkk a tudd lil xaniini ajulu wa rakbun ila waadil aqiqi ajulu doog a wax nag fa qulti li ayniya limaamul Busayri nag moom ay bëtam la njëkk a tudd parce que bët mooy gis li muy bëgg ba noppi soog a wëlbatiku nag information wu bëgg bi mu daal di koy transférer xel daal di koy yóbbu ci xol Cheikh Alhaaji Malick nag dafa tëb rek daal di tudd xol parce que cofeel gi moo fees ci xol bi loolu moo mu ba daal def liltifaat nag daal di wëlbatiku nag daal di fa qultu ca laa wax nag li ayniya ci sama ñaari bët yi ma ni leen in taxallaftu bu fekkente ni bii ni man Maodo wuute na wuute mooy dama ñëw gannaaw yonente alayhi salatu wasalaam bokkuma ak moom jamono bu fekkee daal situation bi noonu rek la tëddee dama wax sama ñaari bët ni leen fii mu ne lenn rek kay tax ngeen mën a xaw a combler vide bi muy lan ñàkk a bokk ak yonent jamono ak li ma ko ëmbal ci cofeel vide boobu ne ci sama xol lenn rek ngeen mën a def ba combler ko mooy lan asbili na ngeen sëmbërtël na ngeen sotti bi am taari shawqin ci ay taw yoo xam ni ay tawi cofeel la tasiilu yoo xam ni dañuy yol di daw kal aqiqi ba mel ni peme boo ko xoolee dafay xonq xam nga foofu boo xoolee itam limaamul Busayri wax bu njëkk ba noonu la ko waxee amin tadakuri jiranin bi di salami madajta daman yara min muqlatin bidami gis nga ko ndax da ngay jaxase ay rongoñ yuy yoo xam ni dañuy jaxasoo ak deret te dara waralu ko lu dal min tadakuri jiranin ci fàttali ko ay dëkkandoo nga gis toujours boo xoolee wax yi benn lay doon xam naa danañ ci ñëw ci kanam tuuti ci diggante Cheikh Alhaaji Malick ak limaamul Busayri parce que dafa am benn lu leen lii lu bare loo xamante ni bii ni lu jar a xam la surtout ci mbind meeg yooyu surtout ci cadre mbind d'accord maa ngi ci dikkale Mame Ousmane bala maa dikkaat ci Sidi Ahmed kon Fall li ngay jàng mooy ne kon su ma déggee kàddoom mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay mbiram mooy yéeme parce que ñoom ñu émerveillé ku mel ne Sidi Hadji Malick ba jaaxle ci noonu ba toll ci foofu te nga tàmbalee léegi ne mooy ke moom rek la yàlla joxoñ na ko yaay rasulullah waaw xam nga boo xoolee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam nit ñëpp ñi nga rawantee ci bëgg ko ak topp ko ak incarné ko fa la ñëpp rawantee moo tax Seydi Hadji Malick radiyallahu taala anhu wax na ni Cheikh Ahmed Tidiane Chérif day mooy sama sëriñ waaye nag yonent bi laay roy ndax yàlla yonent bi la ma royloo Cheikh Ahmed Tidiane Chérif mooy sama sëriñ man Seydi Hadji Malick waaye nag yonent bi bu roy jotee du ma roy Cheikh Ahmed Tidiane Chérif mais yonent bi laay roy parce que moom la ma yàlla royloo parce que yàlla yonent bi la ñu joxañ loolu tax boo xoolee Seydi Hadji Malick radiyallahu taala anhu maanaam dafa nëbb boppam ci xaqaa'iq muhammadiye yi yàlla feeñal ko ci anwaar muhammadiye yi c'est-à-dire lan mooy loolu mooy tey boo xoolee Seydi Hadji Malick amul dara lu mu incarné lépp dafa jël yonent bi teg ci kanamam du bés du wax du dara wootewul dara jël yonent bi rek jël boppam nëbb ko ci yonent bi ba bés yi nga xamante ni dañ naan bésu Seydi Hadji Malick wala Tiwaawan lépp bésu yonent bi la ñuy wax gàmm la ñuy wax bu nee burdu yonent bi moom li waral loolu mooy moom Seydi Hadji Malick radiyallahu anhu dafa seey ci yonent bi
léegi boo jàkkaaroo yonent bi doo gis alaaji Maalik moom seey na ci yonent bi mais foo ñame yonent bi rek gu alaaji Maalik feeñ fa seen nan laa mën a misaale loolu te su ma jëloon benn kaasu café teg ko ma jël ñetti bekk suukar dugal ko ci café bi yëngal ko dootoo ko gisati soo tiimee café gi doo gis suukar si mukk ci àddina mais boo ko ñamee rek suukar si ne la maa ngi nii moo tax Seydi Hadji Malick dafa nëbb boppam doo ko gis ci dara waaye bis boo jugee ne pour jàngale yonent bi rek ah doo gis ku jàngale yonent bi ci Sénégal ba jeex te duñu alaaji Malick xilaas bi day ñëw taxaw boo jugee pour célébrer wu yonent bi salaa salaam gàmmu ñëw taxaw maanaam amul dara looy jël ci yonent bi salaa salaam rek war koo ñam rek da ngay gis ni nekkate kon suukaru alaaji Malick suukar na ko est-ce que ndax bi siira yonent bi salaa salaam nekkee café goo xam ne neexul a naan ndax kenn filtré wu ko kenn seggu ko kenn suukaru ko Seydi Hadji Malick radiyallahu taala anhu ci boppam moom moo ñëw jël café gi dëbb ko segg ko filtré ko suukar ko bañ neex a tàqamti ko c'est-à-dire mooy avant muy defar xilaasu dahab booba siira dafa tasaaroo woon kee lee la am kee lee la am kee lee la am ba noppit filtré wuñ ko dañoo jaxase yëpp boole ko histoire Seydi Hadji Malick radiyallahu taala anhu bi mu ñëwee nag mu dugg ci biir géew bi jël siira yonent bi salaa salaam dajale yëpp ubbi benn usine filtré ko li si bokkul yëpp mu génn ko li la si amulul njëriñ mu génn ko defar ko ba mu baax tudde ko l'or de quantité ni ma la koy mën a misaale mooy comme ñu nekk Sabodala di gas or xam nga bu ñu gasee or ba pare or ba dana sa taq weñ dana sa taq suuf dana sa taq am na ay usines yu installé wu moom ngay ñëw jaay leen ko usine bi mooy jël filtré ko génn ko ba mu nekk or pur pour mu mën a am valeur kon Seydi Hadji Malick dafa ñëw dugg ci langu siira si boppam créé fa usine bu ñuy wax xilaas léegi nag ki bind si gàddaay gi kese jaxase ko histoire ki bind si juddu gi kese jaxase ko histoire ki bind si nàngam mu dajale ñoo ñëpp dugal si biir usine bi segg ko ba mu set génnee la ne la ne xilaasu dahab fii siirati xayri arab ci lu wér léegi nga xool Seydi Hadji Malick radiyallahu taala anhu noonu la incarné yonent bi salaa salaam ñëw jàngale ko teg ko léegi ba noppi nag yar si ak njabootam ba képp koo xamante ni da ngaa njabootu si moom wala dara daf lay jël yonent bi salaa salaam tegal la ko parce que boo xoolee sunu mag ñi fi nekk ñëpp ñun ñu yor relève bi après ñoo ñëw incarné mag ñi mais bi fi mag ñi di nekk kenn incarné wul woon boppam yonent bi la incarné woon maanaam magi Sénégal bi ñu fi nekk yëpp kenn incarné wul woon boppam kenn incarné wul woon yëfi boppam kenn wanewul woon benn produit am produit yonent bi salaa salaam jamono bi fi mag ñi nekk produit yonent bi salaa salaam lañ doon consommé la Sénégal yëpp doon consommé bi mag ñi demee nag ñi dem ba ñun ñu yor relève bi nag dugal ci intérêt dugal ci concurrence ci dañu jël produit mag ñi nag di ko xeexe ak di ko concurrence ante ba fàtte produit yonent bi salaa salaam te loolu lu am importance la parce que mag moo si jël rek dafa laa taxaw ne la man produit yonent bi laa jël muy Seydi Hadji Malick boo demee ba si mbokkam Cheikhul Khadim Sëñ Tuubaa loolu dafa taxaw ne bil Mustafa nawaytu maa yu jaddidu sunnatahul xarra wa inni ahmadu man ka Cheikhul Khadim produit yonent bi sallallahu alayhi wasallam laa bëgg incarné ñëpp jël ko léegi nag kon tey bu ñu bëggee société bi doxaat maanaam xëccoo gi werante gi gënalante gi boddakante gi saagante si internet bi bu ñu bëggee loolu lépp deñ fi nañu jël ki nga xamante ni mooy leadership bi mooy leader bi muy yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñi del li mu incarné muy leadership bi mooy sunnaam ak alquran bu ñu ko tegee rek werante jeex fi mu jeex tàkk mu daal di jeex ok léegi nag li tax loolu mooy képp ku la gën mi ngi la gëne ci bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam képp ku la gën mi ngi la gëne ci li sëñ Ahmed wax sànq bëgg yonent yi ba noppi jëfe sunnaam moo tax boo xoolan tey Seydina Aboubacar radiyallahu taala anhu ginnaaw yonent bi moo gën ci aw xeetam mais point bi yonent bi seedal ne Aboubacar moo leen gën benn point la mooy bu ñu jëloon mbëggeelu Aboubacar teg ko jël mbëggeelu xeet wi yëpp teg ko mbëggeelu Aboubacar ëpp doole kon ndekete ci bëgg yonent bi salaa salaam ak incarné yonent bi salaa salaam ak jàngale yonent bi ci la nit ñi di gënantee ci la ñuy rawantee xam nga tey boo demoon ci yenn secteurs yi comme am na yenn genre commerce yoo xamante ni par point lan lay fay maanaam li nga jote jaay li nga jote indi si client ci leen lay fay comme par exemple boo indee ñaari client loolu lay fay boo indee ñetti client loolu lay fay yonent bi sallallahu alayhi wasallam nag ci commerce bëggeeram noonu la heure boo convaincre Malick
Malick Faye ba mu bëgg yonent bi yéegal nañ la escalier moo tax boo xoolee mag ñi dañ daan dugg ci géew yi dugg ci ceddo gi dugg ci nàngam yi fexe ba jël seen bëgg-bëgg ci wàllu mbumbaay wala dara seen bëgg-bëgg ci nàngam ñi fexe ba remplacer bëgg-bëgg yooyu yëpp orienté ko jëmi ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu ko defee nag ñoom seen grade ak seen point mi ngi yokke ci selon la nga defal yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaw tabaarakalla waaw maa ngi ciy dikkaat parce que da nga wax lu am solo mooy kenn ku nekk kon sa bëgg yonent bi ci la ak yokk ko ci rasa ak yéeg di leen amee alors ci loolu Ahmed Fall ci loolu ñu gis ne ci wàllu gàmmu ma fàttali mbokk yi ne ñu ngi ci débat boo xam ne bii dañoo nekk ci weeru yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam di ko waxtaane waaye mënta génn nag ëttu Maodo parce que fi nu toll nii daf ci jouer un rôle primordial boo xam ne bii dafa am solo lool alors ci loolu kon dama gis léegi nga dikk indi ci shawq bu Seydi Hadji Malick am ci rasulullahi léegi après nga boole ci wane dafa boole alxawlu te moom mooy wax ji mu boole ci tamit alfi'lu te moom mooy jëf ji amaal yëpp mu nekk pluriel bi loolu kon daray yonent bi Alaaji Malick mësu ko négliger c'est sous forme de question waaw xam nga ñàkk négliger ak bàyyi xel ba mu yegg dayo léppi yonent bi alayhi salaatu wassalaam bokk na ci li waral lii nga xam ni moom la ñu jib muy juddu yonent alayhi salaatu wassalaam mu di ko commémorer di ko màggal Cheikh Al Hadj Malick nañu def attention duut ni yonent bi lay màggal juddug yonent bi lay màggal maanaam feeñam ak feeñam waaw juddu gi feeñam ci zaahir lay màggal mais pas jëmmi yonent bi alayhi salaatu wassalaam jëmmi yonent bi moom tabaan dafa màgg naturellement waaw amul xilaaf kooku werante wuñ ci tabaan mais juddu gi moom lay màggal bañ na ko ba daf koy wax ala azimu laylal wilaada ala azimu laylal wilaada waxul ala azimul mawluda waaw ala azimu dama ni màggal leen laylal wilaada guddig juddu gi guddi gi waaw moom la ñuy màggal kon xam nga kooku ku dem bay màggal guddi gi kon jëmmi ki nga xamante ni bii ni moo ca ganee jamono kooku wax dëgg yàlla famille Babi Ahra kenn waxaaleetu ko ok beneen bi ci des mu teertoo ko loo xamante ni bii ni itam lu mët a taxaw la muy fukki guddi yi nga xam ni guddi gu jot ñu daje ci barab di jàng mawlaaya salli wa sallim daiman abadan ala habibik xayril xalqi kullihimi loolu salaatu ala nabi bu am doole la Cheikh Al Hadj Malick radiallahu taala anhu dafa am lu mu nangu loo xamante ni bii ni dafa jafe ci ab sëriñ mu di ko nangu xam nga la Ahmad Shawqi doon wax ca burdam ba parce que xam nga ñetti burdu moo am sulaatiyal burda moo am fa am burdu boo xam ni ci kanami yonent bi lañ ko def sallallahu alayhi wa sallama Kaab ibnu Zuhayr ibnu Abi Sulma moo ko def bi mu ŋàññee yonent sallallahu alayhi wa sallam te yonent ni mayana deretam mu dem ba suuf xat ci moom amatul fu mu làqatu taalif benn xasida ci gàttal benn fajar mu dugg Madinatul Munawwar kagulewu bi ñu jullee ba noppi mu dind kagul bi saxaaba yi tëb ci kawam yonent ni bàyyi leen ko maanaam kaala gi la dindi sallallahu alayhi wa sallam ni bàyyi leen ko bi ñu dikkee mu daal di gestu saxaaba yi daal di leen ni nubbitu anna rasulallahi awadani wala afu inda rasulillahi mamulu jàkkaarloo yonent ni ko mahlan hadaka alladi aataaka naafilata alqurani fiha mawaidun wa tafsilu waaw pour wax la yonent bi alayhi salatu salaam moom ci boppam moo bëgg ñu di ko tagg ndax ni mu jëfee foofu keroog Kaab daf leen ni nubbitu on m'a informé comme quoi que xamal nañ ma ni xibaar nañ ma ni anna rasulallah naka ki yàlla yónni di yonent yàlla Muhammad awaadani tëkku na ma nee na ku ma gis nag ma rey waaye ànd ak loolu yëpp wala af njéggal pardon inda rasulillah ca yonent yàlla Muhammad ci xadraam loolu maamul lu ñuy bébét ak di ko yaakaar la c'est clair ba pare wëlbatiku nag daal di ne saxaaba yi bu ngeen ma reyee it du tee da ngeen dee yéen ala kulli haal kullu bnu untha wa in taalat salaamatuhu yawman ala alatin hadba mahmudu afa in mitta fa humul xaalidun waaw kay xam nga loolu listifaamul inkaari la ñu ngi lay yéene dee yow yonent bi waaw ndax boo dee ndax ñoom day tax ñu sax fi afa in mitta fa humul xaalidun waaw du tax ñu sax fi déedéet ala kulli Kaab loolu la wax sahabatu rasul ba pare nag yonent alayhi salatu salaam di ko déglu mu di ko tagg moo tax tagg yonent bi ki sunna yonent bi ndax daf ko taqrir
tagg yonent bi sunna yonent bi la ndax dañ ko def ci kanamam mu saxal ko àdduwu ci mais par contre joxe ci hadiya futti mantoom ci lu wér siira saxal ko kenn werantewu ko dal di koy sànni kaab loolu mooy burdu bu njëkk bi nga xamante ni bii ni moom lañ mentionné ci taarix bi ci topp limaamul Busayri moo ko def mais limaamul Busayri burdam boobu nag mag mu baax mii dëkk Sénégal di Cheikh Alhaji Malick radiallahu anhu tànn ko ci fan yi dafa am lu ko waral tànn ko nii rek par hasard ak it ni limaamul Busayri daf mën woy rek ay woyam dafa neex waaye dafa amul ci qasida yi ñu tagg yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba mu daj benn qasida boo xam ni kàddug yonent bi am na ci lu dul burdu ndax limaamul Busayri bi muy tagg yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba àgg ci fa mablagul ilm fiihi annahu bashar mais dafa sonn xamatul lu muy wax faf mu tëdd nelaw gàkk dafa gàkk mënatul dem bi mu tëddee yonent yàlla muhammad alayhi salaatu salaam def te jëlliye ci kawam feeñ ci kanamam ci jëmmam ju tedd ja ko yàlla bindee daal di ni ko pëkk-pëkk limaamul Busayri daal di jóg mu daal di ni ko ah dëgg-dëgg de fa mablagul ilm fiihi annahu bashar dalik mablaguka min al ilm waaw li nga ni dayoo xam-xam ba xam-xam jeex mënta passé ci yonent nga ni moom daal nit la mindeef la waaye boole waale ci ni wa annahu xayru xalqillahi kullihimi moom yonent yàlla muhammad lu yàlla bind gis nga chatru jooju yonent yàlla muhammad moo ko wax alayhi salaatu wassalaam te ci mboole téere yi amu ci benn boo xam ne di nga ci fekk kadduk yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu mentionné ko ci lii dong moo waral Cheikh Alhaji Malick radiallahu anhu ci wane li nga doon wax ni mu toppe jeexiti yonent alayhi salaatu wassalaam ba ci lu yonent wax ci qasida sax day bëgg a jegeñal qasida boobu ñu xam ni lii barkee ngi ci ndax kàdduk yonent bi alayhi salaatu wassalaam mi ngi ci biir gis nga limaamul Busayri boobu dafa am nag koo xam ni dafa wax ci moom mu gën a firndeel gën a dooleel li tax Cheikh Alhaji Malick radiallahu taala anhu choisir ko moom borom burd xam nga Ahmad Shawqi moo def ñetteelu burdu bi mais moom burdam li ci yéeme moom tuddewu ko burdu daf ko tuddee nahjul burda maanaam damay jaar ci yoon wi limaamul Busayri jaar ndax ci biir qasida bi daf ko taalifa ala nafsi alqaafiya wal qasida ni limaamul Busayri waxe lay waxe xam nga burdu bu njëkk bi borom sax laamiye la ko def mais moom comme limaamul Busayri bosam miimiye la moom dafa dikk def moom it daal di jël bosam non seulement def ko miimiye waaye même baxru bi benn la baxru basit la juróom-ñetti taf la baxrul basit yépp ñetti burdu yëpp baxru basit la ok bu Kaab baxru basit la bu limaamul Busayri basit la bu Ahmad Shawqi basit la gis nga Ahmad Shawqi nag daal di dikk ba ci xadra yonente alayhi salatu wasalaam daal di ni dama bëgg ñëpp déglu ma dama bëgg ñu xam ni almaadixuuna wa arbaabu lhawa tabacu li saaxibi alburdati alfayxaai di lqadam allahu yaclamu anni laa ucaariduhu man za yucaaridu sawba alaarid alarim noonu la ko waxee daf ni almaadixuuna ñiy tagg yonente alayhi salatu wassalaam wa arbaabul hawa ak borom cofeel yi ci yonente bi alayhi salatu wassalaam ñi jeex tàkk ci yonente bi ba gëlëm ci moom ñooñee laa ni tabacu way topp ca gannaaw kooku nga xam ni moo doon saaxibul burda kay borom burdu ba alfayha ba nga xam ni mooy bonni ca xadra su ca yonente bi alayhi salatu wassalaam dil qadam ka nga xam ni mooy borom daraja di limaamul Busayri képp kuy tagg yonent bi ci ginnaawam ngay topp gis nga protocole boobu Cheikh Alhaaji Malick daf ko respecté mooy war a léeg-léeg sax di nga dégg ci njaboot yi ñuy wax naan moo ne Maodo bind na loo xam ni mënoon na koo indi ñu burdee ko nangam Maodo du juum li muy def moom xam na ko parce que Ahmad déedéet du juum parce que li muy def xam na ko du juum du yonent d'accord du juum du ku yàlla solo d'accord du juum parce que Cheikh El Hadj Malick day diisoo moo tax daf ko daan wax bu ma juumee ñu bari juum parce que daawul def lum du daawul diisoo wa shaawirhum fil amri même bu daan taalif téere sax dina ci def listixaara te du yem ci def ci listixaara xilaasu dahab bii bi mu ko taalifee ba noppi dégg loolu li mu wax benn mag bi mu jógee ma dina ni ko dama yóbbuloon yonent bi téere bi xaaral ma dikk daal di la koy wan mu ni ko da nga yeex ba mu àggee la ci borom jot xanaa xamuloo ni xilaas bii bi ma koy taalif man ak sama sëriñ daara taqalikoo wu ñu tarfatal ayn te sëriñ daara mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam parce que li tax loolu mooy yonent kenn mënu ko tagg lu dul ni moo la wan na mu mel nga soog ko mën tagg yàlla rek ko xam. yàlla rek ko xam. ba ci meloom moo tax pour nga tagg ko dalay wan ni mu mel Limaamul Busayri keroog bi yonent defee te jëli yëf apparaître ci kanamam mais daf ko wan ni mu mel yonent dafa yëkkati loxoom ba Limaamul Busayri xam ni loxo yonent mel
mu yëkkati mbaggam ba mu xam ni mbaggam mel wan ko poqutaanam wan ko diggal gannaawam wan ko xaatamu nubuwa bi mu gis lépp yonente alayhi salaam soog a mën a taggee yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci xaalam loola waral ngay dégg muy sax faaqa nabiyiina fi xalqin wa fi xuluqin walam yudaanuuhu fi ilmin wala karam daf leen a dépassé aw tagg munta weesu loolu léegi nag gis nga Ahmad Shawqi daal di wax ci limaamul Busayri ni yow yonente alayhi salaatu wasalaam man dey matuma ko avocat moom limaamul Busayri waaye sañ naa seede ci moom li may seede ci mooy madixuhu fiika xubbun saadiqun wa hawa wa saadiqul xubbi yumla saadiqul kalim pour confirmer comme quoi que ni yonent ku ko tagg moo la wan na mu mel ba tax nga mën koo tagg tabaarakallah waaw bu la orienté rek nga xam nu mel da lay wan ni mu mel nga soog ko mën tagg shukran lakum ci ma fàttali ñu ngi ci weeru gàmmu fukki fani burdu bi maam Ousmane ko gis nga burdu ni mu yéemee comme li ban commentaire nga am ci li Ahmed wax ne Seydi Hadji Malick daf ko adopté bàyyi lu mu yoroon lépp ok xam nga boo xoolee jàngat bu rëy a ngi ci li tax Seydi Hadji Malick radiyallahu taala anhu incarné burdu wan ko ak njabootam bañ teg ko xam nga nit ki bu nekkee maftu alayhi maanaam bu la yàlla ubbilee nga am cër d'abord léegi boo amee cër boo nekkee maftu alayhi yàlla ubbil la ba nga am cër dafa am lu la yàlla defal mooy barke fatahnaa alayhim baaba min as-sama fatahnaa alayhim barakaatin min as-sama gis nga barakaatin mu nekk pluriel maanaam yàlla su la ubbee defal la lim lay defal barakaatin ay barke la lay defal fi muy feeñe mooy lu nit ñi ignoré woon boo ko laalee sax mu am barke waaw ok xam nga tey bu du woon Seydi Hadji Malick radiyallahu taala anhu dëgg la burdu am na barke ba pare ndax barke weesuwul yonent bi feeñu la ba noppi feeñu ay nit ne ko kii lim def baax na ci man ba ku ko ñëw di ko laaj te kenn waxu ko xam nga barke ëpp loolu doole waaye nag bayre bi ak jariñoo gi ñu koy jariñoo Seydi Hadji Malick moo ko joxoñ ni bu ko laalu woon fa lañ koy teg rek ne bëri na ay téere yuñ tagg si yonent bi ay nit yàlla tagg leen kenn xamu leen waaye laal gum ko laal la loolu jàngat bi nga si amee mooy nit ku am cër day nangu cëru moroomam te it Seydi Hadji Malick radiyallahu taala anhu li ñuy wax honnêteté intellectuelle dafa am tamit honnêteté ci wàllu nitu yàlla maanaam waaw c'est clair waaw ok ni ma mën a toogee man jël waxu intellectuel mel ne Maodo Faye teg ko ne moo ko wax bañ a sàcc waxam nitu yàlla yi tamit dañuy honnête am ak intellectuel bu nekk ci ñoom boo xamante ni cëru yàlla bu yàlla defal nit dañ koy jël indi ko maanaam bu ñu defee intixaal maanaam bu ñu tuxalee dañuy wax tuxal bi tuxal nañ fii lañ ko jëlee voilà ba ci même boo xoolee mbindu Seydi Hadji Malick yëpp buy indi waxu jàmbur avant mu koy indi day ñaanal kooku tagg ko wane ni waxu jàmbur la foofu tamit dina indi seen njaboot nga may leen li ñuy wax ouverture d'esprit yaatu dënn parce que boo bëggee dindi fanatisme ci seen njaboot bëgg leen may yaatu dënn boo leen indilee sëriñu jàmbur wilaaya jàmbur xam-xamu jàmbur teg ko ci seen kanam favoriser ko ñoom bu ëllëgee bu ñu gisee cëru jàmbur dinañ ko mën a supporter waaw moo tax bëri na koo xamante ni mën na boo yaree sa njaboot ci man kese dañuy xat bu ñu xëyee gis la neen rek da leen di metti léegi nag kon Seydi Hadji Malick mi ngi lay waxal ne imaamul Buseyri mii du tiijaan bokkul ak man tarixa bokkul ak man der ndax moom égyptien la mi ngi Alexandrie man dem naa ba xabroom am na sax ay photo yu ma def ak moom bokkuñu jamono léegi nag su mënee jël cëram ak téeréem ak njabootam ñëpp toog mu di ko jàng ba noppi di si seede di ko waxal kooku dalay wanal sa njaboot ne la bul yaakaar ni cëru yàlla fii rek la ko yàlla mën a def déedéet yàlla ëpp na loolu kon Seydi Hadji Malick dafa teel a libéré esprit ay taalibeem ci ni yonent bi salaa sallam libéré woon esprit njabootam ne leen alxikmatu dallatul mu'min maanaam lu baax te jub képp ku xeetoo man ci yonent bi salaa sallam foo ko fekk jëlal ala kulli xaal xaddis boobu la Seydi Hadji Malick incarné ci burdu teg ko bi si des it mu def ko ngir barkeeluwaale ndax lépp lu am barke boo ci laalee am ca barke ba waaw c'est clair ok waaw lu leer waaw te it téere boo xamante ni Sëñ Ahmed wax na ko sànq téere boo xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam dédicacé na ko
bokkul ak téere boo xamante ni yow yaa ko dédicacé sa bopp wala sa sëriñ wala nangam loolu tax Seydi Hadji Malick jël burdu wóolu ko ndax xam na ni burdu bii nii kiñ ko tagg ci moom mu gën ñëpp mu yónnee saa salaam moom dédicacé na ko nangu na ko. malgré que Maodo tamit bind na wax ci yonent bi. waaw maanaam tey boo jëloon li Seydi Hadji Malick bind ci yonent bi. matul 1% ci Busiri. li imam Busiri bind waaw. même ci ton langue arabe boo jëloon xaside Busiri yëpp nga jël teg ko ñiy def littéraire nga jël xaside Seydi Hadji Malick teg ko du moromam loolu du combat. maanaam waaw débat bi nekkul foofu. déedéet ok bi ma la si jox rek mooy tey boo jëloon xilaas zahab. xilaas 30 bunt la. 1500 et quelques bayit la. burdu 10 bunt la 160 la xam nga ni 10 ak 30 du combat. déedéet 1500 ak 160 loolu du combat. maanaam li Seydi Hadji Malick bind moo gën a yaatu. moo gën a yaatu. en terme de quantité. ak baax. voilà bi si desit mooy. Seydi Hadji Malick radiyallahu taala def na ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam loo xamante ni imam Busiri defu ko te li El Hadji Malick def moo gën a nekk farata que li imam Busiri def. maanaam tey ma tagg la ak ma jàngale la ban moo ëpp njëriñ ma jàngale la. waaw parce que pour ñu xam. maanaam tagg yonent bi mën nga koo bañ a tagg doo am bàkkaar mais xam ko nag force la moom. waaw nga jàng ko. nga jàng ko. léegi xilaasu zahab taggul yonent bi dara koo jàngal. biographie yonent bi sallallahu alayhi wasallam. maanaam wan ne leen ne sa prophète nii la mel fii la juddoo lii moo jaadasum lii moo nangam jàngal la ko carrément mais imam Busiri dala koo taggal. léegi nag ki la jàngal ak ki la taggal bokkuñu. moo tax boo xoolee xilaas tey. xam nga Seydi Hadji Malick mi ngi ko tuddee xilaas. boo ñëwee ci alquran saar bi nga xam ne moo lay jàngal yàlla nga xam ne mooy taxawaayu di identifier subhanahu wa taala carte identité am daanaka. mooy qul huwallahu ahad. nu saar ba tudd ixlaas. ixlaas. téere bi lay jàngal yonent bi di carte d'identité yonent bi saa tudd xilaas. moom xilaas sax. xilaas ak ixlaas. xam nga benn la. hamza bi hamza taaddi moo leen wutale fee. lu ko waral parce que bu dee yàlla. fis diyaadil mabna yazdaadul maana. maanaam nit nu baat nu lettre ya gën a bëree ci la sens bi gën a yéeme. maanaam ixlaas yàlla bokkul ak yonent bi. te ixlaas tamit lu dul yàlla bokku ci. yàlla kese la. maanaam dala koy décrire. xilaas tamit nag du ma sàmba du ma dem ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la nga xool diggante cohérence bi am ci diggante xilaas. bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ixlaas bi nga xam ne da lay décrire jàngale melokaanu yàlla subhanahu wa taala loolu la Seydi Hadji Malick radiyallahu taala anhu def bi si desit mooy mos naa dégg ci Mawlana Cheikh El Hadj Abdou Dabakh mu wax ni du ma ni burdu ko mokkal wëllu yu nga mais wëllu yi ma xam mokkal nañ ko. est-ce que waaw wax bu doy war la. maam Cheikh El Hadj Dabakh nee na du ma ni ku mokkal burdu wëllu yu nga mais man Cheikh El Hadj Abdou Dabakh wëllu yi ma xam. mokkal nañu burdu waaw wëlli yi mu xam mokkal nañu burdu bi si desit mooy xam nga téere bu ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam nangoo ba accordé ko jàng googu ñu koy jàng dafa am lu muy def ci atmosphère bi dafa am lu muy def ci atmosphère mooy ci tabiya bi nature bi nii dafa am lu mu ciy def moo tax tey boo xoolee fani gàmm bu jegesee nga gis ñiy jàng burdu bi da ngay gis atmosphère bi ni muy changé day neex nag loolu nag ku am cofeel ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye ku ci yonent bi nekkul dara si yow doo yëg ni sax romb na ba dem bi si desit mooy burdu Seydi Hadji Malick da ko jël teg ko mu mel ni plate d'entrée ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax xam nga am na lekk yoo xamante ni soo ko lekkoon brusquement ak diisaay bi te wutaloo ko entrée mën na laa sonal mais entrée dina waral dina yokk sa appétit ba noppit am na loo xam boo ko defee entrée tey boo entrée fruit wala crudité noonu boo si jëlee lekk bu diis teg si dana ko mën a taaw ba dara sonal te day gaaw a rees c'est clair léegi nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak na mu toll ak diisaay ba nga bàyyi ba jour bi war koo engagé du baax il faut nga def ñu waajal ko nag ñu waajal ko xam nga tey fi ne nii compétition xam ne fi ne nii bu ñu war a dem Coupe d'Afrique nii duñ xëy rek am équipe bi ñu am ak football ak moom mais dañuy jël équipe yi ndaw yi di kii yëg ñoo xam ne Sénégal mi ngi waroon am ak Mauritanie waroon a am ak nàngam pour entraîner ba boo duggee ci compétition bi nga mën a tenir loola est-ce que waaw compétition bi nag mooy jouru gàmm léegi entraînement ak échauffement bi mooy burdu yi di yaa ngi ubbi sa xel yaa ngi nàmm lu tax ndax tey bu ma dee sànni ay données
maanaam jouru gàmm leer yi yàlla di sànni leeru yonent bi sallallahu alayhi wasallam donné yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu koy sànni nga war koo recevoir ci sa xol pour jariñoo ko ba déwén léegi nag dafa war a fekk nga ubbi sa bultuuf ba pare boo ko ubbiwul bu ñëwee day daal di jàll bu ubbil sa connexion bu ñëwee day daal di jàll c'est clair oui. kon nag Seydi Hadji Malick fan yi burdu yi loolu entraînement la pour ñu mën a ubbi suñu bultuuf yi ubbi suñu connexion yi ba bu leer bi ñëwee ñu mën koo taataan tabaarakallahu Ahmed defe naa ne li Mame Ousmane wax ci Seydi Hadji Malick ak burdu doy na sëkk ci cofeel gu nga doon wax léegi ne Mame Alhaji Malick yonent bi rek la bëgg waaw dundam gi yëpp moom minal bidaaya ila nihaaya amu ci fenn foo xam ne fii da ngay gis ne moo wax nga am na defe naa ko Mame Ousmane moo ko wax xaw ma maanaam Seydi Hadji Malick doo c'est vrai que nag du maasum mën na juum waaye en tout cas fi mu teg tànkam moom gisaguñ fu mu fi juumee waaw ci ma fi mu teg tànkam ci sunu yonent bi gisaguñu fu mu fi tarxiise alors ban étude ak ban taali ay taaliqaat nga mën a def ci gudd yonent bi ak burdu Seydi Hadji Malick mag ñim ci àndaloon ñoom Alaaji Rawaan ak ñeneen ak yar baak teggin ya moom Seydi Hadji Malick waa xam nga Hadji Malick tabaarakallah fokk rek ñu xam benn mbir mooy Cheikh Al Hadji Malick radiyallahu anhu gis nga yonent bi alayhi salaatu wassalaam la shakka ci ni moo gën yonent yàlla Ibrahim kooku amul werante amul benn werante ci ni yonent bi gën yonent yàlla Ibrahim bokkul te ànd ak loolu yëpp borom bi nee na ko ci alquran fattabi millata Ibrahim waaw tegal tànk sa tànk waaw fattabi millata Ibrahim waaw jaaral fa mu jaaroon rek toppal sa yoonu maam Ibrahim waaw ndax topp gu yonent yàlla Muhammad di topp yoonu yonent yàlla Ibrahim sharaf la ci moom wala sharaf la ci yonent yàlla Ibrahim ëllëg ca kanam yàlla sunu borom ni yàlla yonent yàlla Ibrahim sa yoon wa tedd na ndax waxoon naa sa sët bi gën ci li ma bind ni ko na ko topp ku ne xam na ni sharaf bi tedd nga gi delluwul ci yonent bi tedd nga gi mi ngi dellu ci yonent yàlla Ibrahim noo nii la Cheikh Al Hadji Malick jëfee ci burdu ci taamu gumu ko taamu di ko jàng waaw góore waay maanaa duut ni sharaf bi dafay dellu ci Cheikh Al Hadji Malick Seydi Malick ak Limaamul Busayri bokkuñu ay may bokkuñu sax fu ñu leen mayee Seydi Malick tijaan la xaqat ci Limaamul Busayri tariqa Limaam Shaadili la jàpp Abul Abbas al Mursi moo doon sëriñam bokk na ci li tax Sidi Ahmed Tijaani fonkoon Limaamul Busayri am na ci ay qasaidam yoo xam ni sax daf ko sharha Hamziya bii ci la bokk ba pare tuddee ko al irshadaatu rabbaniya kon werante amul ci ni bu dee tolluwaay la nii Seydi Malick du moroomam Limaamul Busayri wallaay xam nañ tolluwaayu Limaamul Busayri waaye dañu tolloowul kon jël bu mu jël burdu ñu di ko jàng sharaf la ci Limaamul Busayri ëllëg ca kanam yàlla ñu ni ko xutbu zaman fardu jamia bii nga xam ni moo di Cheikh Al Hadji Malick jëloon na sa téere bii ñu daan ko tertoo guddik juddu yonent yàlla Muhammadin alayhi salaatu wassalaam waaw loolu lees ciy jànge mooy il faut ñu am ouverture d'esprit ba pare il faut aussi tamit ñu delloo si waat jikkoy mag ñi ci nangulante ak yaatalante ak fexe ba mbir yi ñu bañ ko jël rek ni fii rek la ni ko Seydina Ousmane waxe léegi waaw bu dul fii rek du fii déedéet yàlla ëppante ne ak loolu njàngale mu rëy daf ci nekk ci taamu gi mu taamu burdu moom Cheikh Al Hadji Malick radiyallahu anhu léegi nag bu dee mag ña nga xamante ni bii ni ñoom la Cheikh Al Hadji Malick àndaloon ci liggéey bi xam nga Maam Maodo dafa yéeme aw doxalinam leer set mel ni lamp yii Seydi Hadji Malick ku dégg muy wax ci moom te waxul ci moom jàmm dafa al ko ak ku mënti doon sawaru Lamine jaru ko nag waaw parce que non c'est clair ñun nous ne sommes pas des fanatiques dañu jàng El Hadji Malick ba xam ko soo ko mën a wëlbati ko def ko sëriñ topp ko dama ni koo dégg muy wax ci moom te la muy wax ci moom du wiiw ak ku mënti doon dafa alku waaw nekkatul nit xam nga lu tax Mame Maodo daf ko waxal boppam c'est-à-dire moom du koo xam ni day jël ay décisions yu unilatérales maanaam def naa ko man maay sëriñ bii jeex na masul def loolu moo tax daf daan wax ni bu dul woon ak sama ñeenti moor yii Iblis dana am yoon ci sama liggéey bi yonent bi sax dafa amoon xulafaawul arbaa
Cheikh Al Hadji Malick nag pour wane ni moom c'est-à-dire dafa amoon benn programme boo xam ni c'est tellement structuré lu ci ne moo am ci loxo yu mu ko teg. moo tax daf daan wax ni bu dul woon ak sama ñeenti moor yii. waaw staff amoon coach. am ñum daan déglu. te loolu dafa am solo ci ab sëriñ bu wuutu yonent alayhi salaatu wasalaam ci xeetam wi. moo tax daf daan wax bu dul woon ak sama ñeenti moor yii iblis mbaa seytaane dana am yoon ci sama liggéey bi. Mamor Khoudia Sy Mamor Binte Sy Mamor Anta Kebe ak Mamor Amina Sy am na ñu koy wax Mamor Amina Lay te ñoom ñépp Cheikh Al Hadji Malick radiallahu taala anhu ku ci ne fexe na ba def ci yow leeru pays laata muy tàqalikoo ak yow kon dafay wane ni moom système de décentralisation bi nga xamante ni bii ni diine naka jekk daf koo mos a soxla naka jekk daf ci daan liggéey bokk na ci li tax mu daan dajale mag ñi bisub noppalu xam nga bari na kuy wax naan Cheikh Al Hadji Malick jàpp wutalul bis Cheikh Seyd Ahmed Tidiane mais ñu baal ma loolu waxu caaxaan la rek Cheikh Tidiane radiallahu anhu Seyd Ahmed Malick ñeme ñu ko bañ a wutal bisu noppalu bi pur Cheikh Tidiane la parce que lan la daan def ci bisu noppalu bi muqaddam yi la daan dajale bu leen dajalee kenn ku ci nekk mu laaj la lanay sa jafe-jafe fa nga nekk ña ca soxla ijaaza ña ca soxla ay yeesal ak turu yàlla ak yu ni mel mais mu jox la ko te loolu rek mooy liggéeyu tariqa moo doon liggéey Seydina Cheikh de waaw loolu rek la waaw c'est vrai que dafa perpétuer liggéey bi Seydina Cheikh doon def naka jekk mat ko sëkk xalifa nag saxiix Seydi Hadj Malick radiallahu anhu dafa mat sëkk xalifa Seydi Ahmad Tidiane radiallahu taala anhu ci lu wér ok léegi nag kon bisu noppalu bii nga xam ni bu fukki guddi yi jàllee muy fukki bunt yi ñuy jàng ñu tuddee bis bi bisu noppalu si daañ may daaw ci noppalu de ca la daan gën a sonn daan tey suba ba xaaju guddi di waxtaan ak mag ñi kenn par kenn di lijjanti fa nga ne di ko saytu lan nga soxla lan moo la manqué. di joxe ijaazaat yeeg. ok di toppat et puis même sur le côté social am na ci ñoo xam ne ñii day lijjantiwaat seen kër. tool ya nga am naaw lijjanti toppatoo yëpp parce que nag wax dëgg yàlla. Si Hadj Malick radiyallahu taala bu ñu ko bëggee soumettre ci benn angle rek muy angle diine. dañuy woyofal lool cëram. il était un homme multidimensionnel. Absolument. Dans tous les secteurs. Parce que boo ko jàngatee ci dundam. ba ci burdu bii nii ni mu ko jëlee rek dafa wane ni moom il était multidimensionnel. burdu bii rek. waay comme wax nañu ni moom am na lool mënoon na koo jël teg ko ci taabal ji ni nañ ko jàng te buñ ko jàngee yonent nangu ko. mais aussi ça peut être aussi une modestie. mais xam-xam jaamu yàlla diine bu deful ci nit modestie ak humilité asaar yi wala boog samaraat yi génnagul. waaw wax nga dëgg waaw humilité mooy nga wàccee sa bopp. waaw Seydi Hadj Malick radiyallahu taala anhu boo tegoon portrait nga xool xar kanamam bi radiyallahu anhu walaay da ngay xool xar kanam bi xam ni kii il est humble. da nga koy xool xam ni kii il est modeste. loolu moo waral. li ñu tuddee sibratul aarifin alwasilin boo xamul lool du feeñ ci yow du feeñ ci moom da ngay tëggin wi ñu miin ci nit yàlla ni ñu daan mel ci seen xaal ya ak seen chataxaat ya daawoo ko gis ci Seydi Hadj Malick radiallahu taala anhu boo xeful da ngay yaakaar ni sax ndax moom am na cër ya wala ndax moom yegg na fa gaañu yeggoon fekk mbir mi du loolu Seydi Hadj Malick radiallahu taala anhu ña yegg bi ñu dikkee moom moo leen dimbali wàcce leen dugalaat leen intégré leen parce que nag fanaawu amul njëriñ baqaa u moo am solo xammee luy yàlla ak lu dul yàlla ba mën a jox yàlla cëram mën a jox jaami yàlla yi seeni cër Cheikh Al Hadj Malick radiallahu taala anhu noonu nii la doon dundee moo waral mag ñi ko waroon kenn ku ci nekk àggoon nga ak moom mais Maam Rawaan wax na ko benn bés nee na àggoon nañu ak Cheikh Al Hadj Malick guddi yoo xam ne mais bu nuy waxoon ni ñu jaamu leen ma ñu jaamu ko parce que gisoon nañ ci moom cell gu mat sëkk maanu gu mat sëkk ragal yàlla gu mat sëkk xam-xam bu leer bu mat sëkk waaw mais il reste toujours Maodo. waaye rek ànd ak loolu yëpp rek. il reste toujours Maodo. waaw voilà. moo tax am na benn mag mu mus a jóge gaaya ñëw fekk sa Cheikh Al Khalifa radiyallahu anhu Serigne Babacar Tivaouane di waxtaan ak moom ba yàgg daal di ni ko waaw man de ndijaay daf maa jaaxal ndijaay moom ndijaay rek la daan wax Cheikh Al Hadj Malick. ndijaay daf maa jaaxal. sëñ Babacar si ni ko waa ci lan mu daal di ni ko ndijaay nit koo xamante ni bii ni daanaka du nelaw nit koo xam ne daanaka du lekk mu daal di ni ko xanaa xamuloo ni Cheikh Al Hadj Malick insun malaki la. loolu sëñ Babacar si ma ko wax. insun malaki nit la koo xamante ni bii ni bind bi mooy bindub nit
waaye énergie bi daw ci moom énergie malaayika la looloo waral daawul sonn daawul tay ci waaru yàlla subhanahu wa taala loolu moo waral nag ndeysaan ñu ku mel ni ndeysaan Habib Sarr rahimahullah daf daan wax ñàkk sikk si noonu la daan woowee Cheikh Alhaaji Malick te billaahi wax na dëgg tabaarakallah wallaay ñàkk sikk si wax nga dëgg alors ban jàngat nga am ci li mu wax léegi nii ci wàcc gi nekk Alhaaji Malick ak xam-xam beeg yëpp mais après mu teg lépp rek waaw lu am solo la wax parce que ñi waroon Seydi Hadji Malick yëpp ku si nekk xamoon nga modeste ak simple gi Seydi Hadji Malick nekkoon ba Seydi Hadji Malick sax soo riiree indi xër ak fanatique dalay wàccewaat defaat la wan leen ne la nit rek a fi nekk sama yaay nettali na ma nee na sama papa moo ko wax ne ko bés nekk nañ jag saaw Seydi Hadji Malick nekk sa tool ya ñu toog ci kër gi di waxtaan di ko jëw naan est-ce que kii nit la comme li mu wax sànq ndax ñoom nee na ñu mosuñoo gis Seydi Hadji Malick fu mu toogee lekk mosuñu ko gis fu mu naane te sama papa ànd naa Seydi Hadji Malick 15 ans ferme yoo xam mosuñoo tàqalikoo nee na bu mu jógee ci tool yi ñëw mu woo leen ba mu ñëw daal ni Mor Absa sama magu papa ak sama papa ñeneen nit rek laa bu ma ëppoon nit du ma leen jëriñ te du yàgg ba mu ëpp nit la rek waaw nit la rek Seydi Hadji Malick parce que xam nga ñoom gis nañ Seydi Hadji Malick muy joxe énergie boo xamante ni du énergie nit mais Seydi Hadji Malick orienté waat na leen jële leen ci fanatisme indiwaat leen ci ak nite wan leen ni nit kese la waaw doomu aadama la xëy bu am ay may nag waaw boo am ay may ah bi si des Seydi Hadji Malick radiyallahu taala anhu mooy fekk barab bu nar a yàqu mu defar ko ba mu baax génn ndànk te kenn du ko yëg sama yaay nettali na ma nee na sama papa moo ko nettali ne ko Seydi Hadji Malick nee na liggéey na ci Dakar turu yàlla woo xam ne liggéeyu ko fenn fudul Dakar pour mu jub nee na fii ci Sandaga la ko tariloo alquran maanaam marché Sandaga ci la Seydi Hadji Malick tariloo sama papa alquran benn jotaay daan na Seydi Hadji Malick daan na jël benn jotaay ciblé benn dëkk wala benn jotaay tariloo fa kenn alquran mais imaginel tari googu mu tari alquran ci kanamu Seydi Hadji Malick leer ya fay wàcc ak dëkk boobu na mi mel est-ce que moo tax dëkk daan na lëndëm Seydi Hadji Malick dugg fa leeral ko orienté waat ko génn ndànk te du si feeñ bëri na it loo xamante ni aada daan na ko def mu wuuteeg sunna Seydi Hadji Malick orienté waat ko ba teg ko ci sunna te du si feeñ benn misaal laa si jox gura bi ñuy takk bu njëkk daawuñu woon joxe gura mais dafa am lu daan joxe mais loolu ñu daan joxe nag du ñëpp ko daan jëfandikoo loolu ñu daan séddale am na yenn tariixa yoo xam duñ nangoo jëfandikoo lool ci la Seydi Hadji Malick insié gura ne dee joxe gura ndax gura ñëpp si man bokk yam bi si desit mooy Seydi Hadji Malick radiyallahu taala anhu am na benn taalibe boo xam ni dafa ni gàmmu Seydi Hadji Malick du ko woote ma du ko wuute te yoru lum suukare baraada yoru sax ndékki pas-pasam ci Seydi Hadji Malick mu yéeg ci train bi amul lum dagg bi toog naan yaa Cheikh Seydi Hadji Malick kii contrôlé ñëw gisu ko ba mu wàcc dafa wàcc di jubat Seydi Hadji Malick ñëpp toog mu taxaw ne ko si billaahi doo nit dama ni woon du ma wuute sa bis bii te aw ma paas ma toog naan yaa Cheikh Seydi Hadji Malick ba yegg si xam nga lu ko Seydi Hadji Malick wax ne ko de Cheikh Seydi Hadji Malick de seytaane la yegg si loo waaw saxaaru jàmbu ku si dugg da ngaa war a fay lii sàcc la yaa ngi dégg lii sàcc la da ko dellu si waat ci ak nit daal ne ko foo jógee mu ne ko dëkk sàngam Seydi Hadji Malick lamb poosam ne ko billet dëkk sàngam ñaata la mu ne ko nang mu ne ko am demal nga jënd billet boobu xotti ko doog a ñëw bokk waaw mu dem ca gaar ba jëndi xotti kon ndekete kii bi muy ñëw ci Seydi Hadji Malick àndul ak niteem fanatisme léegi nag nit ki boo ko yaree ci ñàkk nite tey bu génnoon tey dégg ko wax dara ci Hadji Malick mën na laa rey léegi te xam ne erreur la mais mu indiwaat nite gi wax na ko sànq xoolal jàngat bu gën a garaaw bi maam rawaan radiallahu taala anhu nee na bi may njëkk a gis Seydi Hadji Malick bi may njëkk a jëflanteeg Seydi Hadji Malick mu jëflanteeg man ci wàllu baatin dëgg su ni ma woon maa yàlla ma topp ko waaye bi mu jëflanteeg man ba pare bu mu ne woon maa yàlla ma ne ko seytaane nga waaw parce que da ko xam nga loolu une bonne orientation waaw Seydi Hadji Malick toog na taalibe yi ñëpp toog mu toog ba yàgg mu posé leen benn question ñu wësi fa ba pare mun dama leen di laaj yéen taalibe yi
bu ngeen xëyoon man Seydi Hadji Malick ma jëfandikoo lu wuuteeg alquran jëfandikoo lu wuuteeg sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam su boobaa nu ngeen di def est-ce que Maodo mag ñi ne ko bu boobaa ñi xam ne seytaane jàpp na la ñi yem si alquran ak sunna waaw li ñu jàngaloon démb rek mu ni kon dem jot na maanaam génn àdduna jot na ndax am na lay digganteem a boromam ndax yar na ay taalibeem tabaarakallah ba ñu mën a xàmmee seytaane yu yàlla sukran lak so xam naa ne yaa ngi am émotion ci Seydi Hadji Malick yaa ngi am émotion ci Seydi Hadji Malick parce que nit lu mu bëgg comme li nga wax léegi rek du nekk ci njariñ nga bëgg dara te doo ca topp ñu ngi lay sant bu baax a baax boo seetloo tëralinu Seydi Hadji Malick wax nga ko léegi maam Ousmane wax na ko léegi ci maandoom ci mbaaxam ba noppi orienté nit ñi ba noppi wonu leen boppam aussi loolu yombul loolu parce que xam nga mbooloo xam nga mën naa dofloo nit mbooloo attention mbooloo mën naa dofloo nit de bu la ñëpp ne yow bu fekkente ne amuloo ciis lay man nga dem ba wàcc yoon wi te doo yëg ne wàcc nga yoon wi yàlla na ci yàlla musal Seydi Hadji Malick mucc na ci loolu parce que boo jàngee xilaas comme ni nga ko doon waxee léegi ni ko maam Ousmane doon waxee léegi léeg-léeg mu indi ay waxi borom xam-xam dugal ci biir mais léeg-léeg aussi itam mu def comparaison nee na diw nee na nangam ci xilaas diwit nee na nangam waaye li gën a wér nangam parce que même ci xilaas defe naa ne suñu Abdou Cissé bu jaamal wax na ko waaw bismillah keroog suñu Abdou Cissé bi ñu ko tàggee Seydi Hadji Malick dafa jóg taxaw ne alhamdulilahi rabbil alamin kontaan ñu ni góor gi tàggoo naa sagom ku tolli Seydi Hadji Malick génn àdduna nga naan alhamdulilah mu ne xam nga lu tax ba ma ko xamee ba pare ba génn àdduna musu fee def lu mu woyale sunna ak sharia musu ko am mooy li ma wax léegi ne Seydi Hadji Malick waaw très bien du maasum waaye ci toolu yonent bi moom kenn du ko ci jëm alkalam maak sia moo tax ku yebu rek jéem a ba rangé wu ci noonu te bàyyi ni yàlla tërale c'est très important programme yàlla la waaw programme suñu borom la bàyyi ni yàlla tërale Maodo dafa juddu ci benn bii benn environnement boo xam ni mënul woon mel neneen gannaaw dogalu yàlla nu mooy ni mu mel kese loolu itam il faut que ñu xam ko ci lu wér waaye sëñ bi ça dafa jaar ci loxo yoo xam ni ñooñi kenn ku ci nekk da nga xam ruux xam nees koy jubale ba mu jubóog yàlla waaw ci loxo yooyu la jaar loolu aussi c'est très important c'est-à-dire dafa am une très bonne formation amoon des professeurs calés ba pare yàlla dimbali ko mu ragal yàlla moo tax ndeysaan am na mel na mag mu nekkoon fii ca Mali Cerno Saïdou Nourou Tall rahimahullah bi ko Cheikh Al Hadj Malick bindee lettre ni ko dama bëgg nga ñëw wuyu si ma mu xaw a tànqamlu ñaareel bi yoon ñetteel bi yoon daf ko ni boo ñëwul danaa la jël si sëriñam Cerno Mouhamad Lamine Sakho daf ko ni attention man ak yow ku ci ne li nga xam da nga ko jàng waaye kii la woo nga jëm ci moom muy Cheikh Al Hadj Malick moom li mu xam yàlla moo ko ko xamal allahu tawalla taalimahu bur yàlla moo warlu am njàngam yàllaa ko xamal ndax nag dafa jëfi yonente alayhi salatu wasalaam moo wax ni man amila bi ma alima awrathahu llahu ilma ma lam yaalam ku jëfe li nga xam yàlla donale la xam-xam boo xamul woon bokk na ci li mu doon wax Cheikh Al Khalifa radiallahu anhu keroog bi sëñ Babacar jógee Ndar ñëw ci moom te muy tàggatoo ak moom mu daal di ni ko Babacar man damay dem bali rek seen àddina comme zawiya ba ca Ndar àgg na sama ifham bi àgg na sama kifaaya bi àgg na kon kay maa ngay dem mu ni ko góor gi waaye lan moo la fi soof mu ni ko dara soofu ma fi dama tay ndax yàlla dafa def ci sama dënn ay balluwaayu xam-xam yoo xam ni ba nëgë ni gisuma ku ma ko mën a waxal tabaarakalla waaw loolu yombul loolu yombul parce que ma fàttali ne ñu ngi ci guddi gàmm ci weeru gàmm ngeen baal ma ak i tamit ci weer wi nga xamee ne ci la yonent bi gane àddina mbokk mi wax léegi ne Seydi Hadji Malick feeñu yonent bi la màggal mais c'est pas sa personne loolu ab sew-sew bu doy waar la loolu mu wax loolu lu mat a bàyyi xel la et d'ailleurs borom xam-xam yi ñu toogal itam ñu fàttali ne tagguñu Alaaji Malick jeyuñu ko li mu def lañ wax waaw xam lu ma ta bàyyi xel la c'est très important parce que damay bañ taalibe bu mel ne man daal na ñii kat ñoom dañuy jëy Alaaji Malick kenn mënu koo jëy moom daa def lu defu waaw loo xam ne kenn mënu koo dindi léegi nag boo cay wax màggaayu def ga
màggaayu def nga mooy mel ne dañ koy jay fekk ne cëram moo toll noonu waaw Seydi Hadji Malick joxoñul boppam waaye daa bàyyi lépp yàlla joxoñ c'est très clair hein c'est comme ça alors léegi nag lan ngay teg ci commentaire bii nga xam ne waxaat na ko léegi waaw xam nga boo xoolee Seydi Hadji Malick radiyallahu taala anhu maanaam li ñuy wax wilaaya nitee ko gën fuuf maanaam nit ki am wilaaya bu daal nite fuuf Seydi Hadji Malick radiyallahu taala anhu li lay gën a impressionné ci moom mooy nite gi ba noppi mën a jële nit ci cadre bu dul nit def ko muy nit benn misaal laa la ci jox xam nga da nga wax sànq nga ni tàgguñu ko mais lim def la wax waaw lim def waaw dafa mas a am benn waay boo xam ni dafa nawetaani waa ji xam naa turam xam naa fam nawetaani mais histoire bu yàggul jërul tudd tur ndax ay dooma ni dund wala sëtam déedéet waaw waa ji bi mu ñëwee ci Seydi Hadji Malick yëkkati som ne ko lii lew na ma sama ñaq la damaa nawetaani ñu fay ma jaay loola jox la ko damaa bëgg la jox la lii addiya pour nga may ma werd salaatul faatiha ndax doy nga ma Seydi Hadji Malick jël loola denc ko noo tudd mu wax ko ban dëkk nga wax koy sa baay mu wax ko mu daal koy booleeg kenn ne ko dalal ko bind lettre baayam ne ko dama laa soxla baay bi bu lettre bi ñëwee xam naa baay bi xam naa fi mu dëkk bu dem wan ko sëriñam ne ko ku ñuy wax Malick Fa Wadd day moo ma bind lettre mu ne ko man mii di sa sëriñ bu ma woon ma wuyu ko waajal nga dem mu waaj war fas ñëw fekk Seydi Hadji Malick ci waaw bi ñëwee Seydi Hadji Malick nuyu ko yaay bàyyi diw mu ne ko mu ne ko toogal daal di woo diw ba mu ñëw ne ko xam nga kii mu ne ko xaw kii mooy sama baay maay taawam mu ni diw xam nga kii mu ne ko mooy sama taaw Seydi Hadji Malick ne ko ndax gëj nga ko gis mu ne ko gëj naa ko gis ndax dafa nawetaani woon Seydi Hadji Malick ne ko loolu la wax daal di làmbu poosam génne ne nee na dafa nawetaani woon lañ ko fay moom la jaay jox ma ko pour ma may ko werd salaatul faatiha mais man Seydi Hadji Malick damaa gisul ci diine fu may jànge ne war naa lekk alalu doom te baayam di dund gisumaat ci diine fu ma war a lekk alalu nit ngir war koo mën a may werda daal di yëkkati alal ji yëkkati loxo doom ji teg ko ci loxo baay bi ne ko yonent bi nee na anta wa maalu ko li abika yow ak sa alal sa baaye ko moom yow nag baay bi boo d'accord ma may ko salaatul faatiha boo d'accordul ngeen ànd dem góor gi di jooy ne ko ñetti fan a ngi ni taaluñu cin c'est loolu mooy mandute loolu mooy adala bi ñuy wax waaw loolu fan a ngi ni taaluñu cin xoolal orientation ba wan na waa ji ne ko alal ji nga liggéey sa ñaq sa bàyyi ko moom moo si gën a yell wan nag tamit kani bala maa laa def taalibe di la may werda na sa bàyyi d'accord ba pare wuute na ak Ousmane Ndiaye mi nga xam day ñëw ci moom kay tuwarkal tuwarkal xam nga loolu li ñu ciy jàng mooy kenn du yonent bi man loolu laa jàpp parce que mag yi fi wax yëpp surtout sama turandoo Seydi Hadji Malick ak temps bi mu jox mais moom est-ce que sax dundam amoon na ci leneen lu mën a def leneen parce que temps bi mu jox yonent bi dafa bari trop ndax li mu fi bind li mu fi def ci ay jàkka li mu fi def ci ay safar ay tukki ànd feek taalibe yi gàmmu fi ci at yi fi Seydi Hadji Malick def ak zawaaya yi mu fi tabax yëpp est-ce que kooku tey jii symbolisé wul daraja rasulullah maanaam waxuma ne mooy moom waaye dama ne da ngay xool ci moom màggaayu yonent bi maanaam à travers la personne de Seydi Hadji Malick mën nga ci xam la dimension prophétique ankay waaw foofu laa bëgg a waxee ankay waaw Cheikh Al Hadj Malick radiyallahu anhu dañuy gis yonent bi ci moom waaw waxin la quoi c'est-à-dire que en fonction ci ni nga koy gisee ci ngay dañuy gis sax yonent bi ci moom maanaam moom ci boppam ni yonent bi jëfee lay jëfee darul yonent bi waaw du moom waaye daal ni yonent di jëfee non nii la Maodo di jëfee loolu du wax ju rëy de dafa am parce que xam nga Cheikh Al Hadj Malick léeg-léeg ci biir waxam ni muy waxee dafay wane xam nga buy wax xilaas bi mu ko taalifee bayit bi mu ko tëjee waxuma salaatu bi mais bayit bi mu ko tëjee kama wahabta lana tartiba siiratihi fa hab lana liqtidaa ya haadi yattahimi seetal wax bi kama wahabta lana yow buur yàlla ni nga ñu mayee tartiba siiratihi ñu mën a toftale mën a agencé jaar-jaari yonent alayhi salaatu wassalaam noonu nga ñu ko maye rikk yow buur yàlla maa ngi lay ñaan fa hab lana yàlla na nga ñu may al iqtida
ñu roy ko natt moom yonente alayhi salaatu wassalaam ya haadiya tahim képp yow mi nga xam ni ku gëlëm yaa koy gindi waaw xoolal wax ji kon mi ngi lay xamal ni la moom amul dara lu ko intéressé moom Cheikh Al Hadj Malick lu dul roy yonente alayhi salaatu wassalaam li nga wax nag ni moom dafa incarné yoon mais loolu c'est la vérité hadis la yonente ko wax yonente moo ni boo demee ci rimah bu maam Cheikh Umarul Fouti radiyallahu anhu ci buntu ñaar fukkeel bi ak juróom bi muy wax ci may yi ko yàlla defal moom Cheikh Umar ci li indi hadis bi nee na hadis bi mi ngi ci siraajul munir maam Cheikh Umar daf ni man amara bil maarufi wa naha anil munkari fa huwa xalifatullahi fi ardihi wa xalifatu rasulihi wa xalifatu kitaabihi kooku hadis la yonent ko wax yonent moo ni képp kuy digle lu baax sax ca di tere lu bon sax ca yëgal ni yow xalifab yàlla nga ci kaw suuf yaa fi incarné yàlla yaa fi représenté yàlla waaw l'incarnation c'est la représentation tout simplement oui absolument continuité oui c'est ça yaa fi représenté yonent alayhi salatu wasalaam ci xeetam wi naka noonu yaa fi représenté alquranul karim ndax alquran digleeg tere ci nekk looloo waral Cheikh Alhaaj Malick toog na Tiwaawan mag ñi wër ko ni ko xanaa wali yu mursal am na amul maanaam yonent boo xam maanaam wali yu woo xam ni day am maqaamab yonent bu yàlla yónni mu dikk li yeesalaat xar kanamu diine tëralaat mbir yi lu ci ne mu delloo ko ci place am séeréwaat blon yi Cheikh Alhaaj Malick radiallahu taala anhu toog di leen xool ba yàgg jékki-jékki ne ah xawma ñan de waaye yéen mursal laa ci yéen c'est-à-dire li ngay wax ni nekkul ay wax yu rëy moom ci boppam xayda xayaati yi bi muy dund la ko wax ndax dafa meloon noonu la meloon moom Cheikh Alhaaj Malick loolu lay symboliser c'est ça noonu la meloon waaw noonu la meloon beneen bi ci tegu il faut que ñu comprendre benn mbir ci dundu Maodo mooy yi ñuy wax ni yëpp Maodo wane na gannaaw ci zaahir ñun ñii di wax jaar-jaaram ba ñu ganee jamono yàggul dara ci ay mag lañ ko fortoo ak ci mbindam mais li ci am solo ci wax ji mooy li yàlla wax yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wassalaam ci alquran bi mu ko nettalee jaar-jaaru yonent yi ba noppi wa tilka xujjatuna aataynaha ibrahima ala qawmihi narfau darajati man nashaa inna rabbaka xakimun alim mu ngoog wa wahabna lahu isxaaqa di dem ba laaya ya daanu bi laaya yi daanu daf ko ni nag ulaika alladina hada allah fa bi hudeehu muqtadi képp ulaika yii gaay ma duut baaraam alxaaji Abdul Aziz moo ko daan firee noonu baatu ulaika xam nga mag ñi dañu dégg arab ba noppi dégg wolof waaw baatu arab bu ne ñu yettal ko piri ci wolof loolu nag sama maam ak maami Ousmane mii ñoo ko def ci réew mi nag muy maam Xaali Amar Fall waaw moo def loolu fële ci pir Xaali Amar Fall waaw ndeysaan ci Kajoor waaw pir moom piri maa tax waaw baatu arab bu ne ci alquran daf ko yettal baatu wolof mag ñooñu kenn amul seen fay tabaarakallaahu mbokk yi ma fàttali ne ba léegi rek ñu ngi fii ci plateau bu 2STV toog ak ñaari borom xam-xam yoo xam ne yi kenn natam lewu ko itam ñuy waxtaan ci gane yonent bi sallallahu alayhi wa sallam àddina maanaam mawlidu juldug rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te tamit ci réew mi ñu gis ne Seydi Hadji Malick daf ko doon teeru ci burdu ba noppi itam ci guddi gi itam mu màggal gane googule waaw ma daaneel foofu tuuti rek waaw bismillah waaw parce que dama doon wax ni li ñuy wax nii ci Cheikh Alhaji Malick waaw c'est-à-dire essence bi quintessence bi li ci am solo mooy li yàlla wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ko nettalee jaar-jaar yonent yi daf ko ni ulaika gaa yi ma dut baaraam alladina mooy ñi nga xam ni hadallah bur yàlla moo leen gindi bur yàlla moo leen baaxal moo leen jubal fa bi hudeehum ca yoon wa ñu jaaroon ba tax ma mentionné seen tur ci alquran nettali seen i jaar-jaar iqtadi royal yoon woowu yow yonente alayhi salaatu wassalaam c'est clair donc li ma bëgg a wax foofu mooy leer la wax ji waaw li ci am solo mooy roy gi yéem amul njariñ jéem moo am solo tabaarakallaa ma nga aaya baa nga ca suuratul an'am su fekkente ne jumuma alors laylal aruba noo koy firee xam nga damay jékki-jékki rek cuq benn affaire ci xilaas rek duur dëgg la laylal arubati xalal durru fi rajab summa al munaadi yunaadi musmi al fahim dafa Seydi Hadji Malick dafa ni laylal arubati maanaam guddig àjjuma
c'est-à-dire jeudi après timis xal la ci la installé wu adduru leeru yonent bi salaa sallam ci ah ci lu kay leelal arubati xalla duru fii rajabin ci weeru rajab maanaam mois de rajab ci la leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam installé wu ci jeudi après timis muy guddi àjjuma jóge ci ndiggal abdallahi mi nga xamante ni mooy waajuram wu góor ci lu wér dugg ci ruxum biiru sittuna amina mi ko war a jur kon tey boo xoolee xam nga Seydi Hadj Malick waxu la ba leer ga di jóge ci ndiggal Abdul Muttalib déedéet wala ba leer ga di jóge ci Fatima mi yaayu Abdallah di ñëw ci Abdallah nga noonu waaw ok def jaaru ci tartib boobu mais li tax mu tuddal la guddi àjjuma ci la ñu ëmb yonent bi salaa salaam maanaam c'est-à-dire dernière phase dernier réglage waaw pour mu feeñ mooy guddi googu ci biiru Amina ci dernier réglage boobu nag summal munaadi yunaadi musmi al fahimi ci la ñu nag commencé nag di informer ñi nga xamante ni mën nañoo tenir information maanaam di informer ñi mën a tenir information guddi gi ñu ëmbee yonent bi salaa salaam ci lañ commencé di informer ñi nga xam ne mën nañoo tenir information bokk na ci yenn abbé yi bokk na ci yenn choses yi bokk na ci yenn mala yi bokk na ci yenn nit ñi bokk na ci yenn ñi yàlla baaxe ne leen na ngeen def attention xam ni ki war a juddu di defar àdduna réglage bi ñëw na ci dernière phase mooy mi ngi ci biiru yaayam kon 9 mois moo ci des pour mu daal di judd. mu dëppoog alxames ci guddi googu. mu dëppoog alxames ci guddi gi kon tey alxames ci guddi la ñu ëmb yonent bi salaa salaam mu judd altine. mais foofu Maodo doo fa am question. parce que ñun ñëpp xam nañ ni yonent bi salaa salaam wax na ci xaddis bu wér nee na sayyidul ayyaam al jumaa. maanaam bis yëpp àjjuma moo ci gën. sangu nit ñëpp mooy yonent bi salaa salaam maanaam àdduna lépp lu jëre dafa am lu ci gën tey boo jëloon téere yëpp alxuraan moo ci gën. boo jëloon nit ñëpp yonent moo ci gën. boo jëloon weer yëpp weeru koor moo ci gën ah. boo jëloon ponk yëpp julli moo ci gën. boo jëloon bés yëpp àjjuma moo ci gën léegi lan moo tax yonent bi nga xam ne moo gën ci nit ñi judduwul ci bés bi gën ci bés yi. waaw te mu waxal ko boppam après. waay moo yonent bi mi ngi judd ci altine. maanaam li tax judduwul ci àjjuma te àjjuma boobu moo gën ci bés yi mu judd ci altine ci xaddis bi wër yonent sallallahu alayhi wasallam wax na bi yàlla di bind àdduna bis bu nekk lam la bind bis bii ci la ñu bind montagne bis bii ci la ñu bind ngelaw bis bii ci la ñu bind nàngam mais bisu altine ci la ñu bind gàncax. mooy végétation bi. gàncax. bisu altine lañ ko bind. léegi ni gàncax mel ci àdduna mel ko ci dundu doomu aadama. mel ko ci atmosphère bi mel ko ci univers bi noonu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam mel ci àdduna. lu wér waaw saafara la de. yonent bi de saafara la. gis nga dëkk boo xam ne amuñu garab sax dañ leen di forcer pour ñu saxal garab pour mën a téye dëkk ba sinon xuxtu moo fay am. waaw désert wala nangam. te it amul benn réew ci kaw suuf buy dund sans soxlawul plante. mënta nekk. ci te yow nit ki ni ngay soxlaa plante noonu la ko jinne ji soxlaa noonu la ko mala bi di soxlaa noonu la ko chose bi di soxlaa même jant beeg weer noonu lañ soxlaa plante. kon mi ngi lay bëgg a xamal ni ki judd ci bis bii li ñu bind ci bis bi nga xam ne mënul ñàkk ci atmosphère bi ki judd ci bis bi mënul ñàkk ci atmosphère bi. waaw c'est clair. moo tax yàlla teel koo joxoñ moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam kese la yàlla waat ci ak dundam la umruka. waaw. te yàlla bu dee waat ci mbir day wane ni mbir mi mënul ñàkk sa dund wa shamsi yàlla waat na si jant est-ce que mën ngaa dund sans jant. mën ngaa dund sans weer mënul nekk. mën a dund sans guddi. kon yi nga xamante ni mënul ñàkk ci sa dund yàlla mi ngi lay wan ne la dund yonent bi mënul ñàkk ci sa dund la umru ko. rek kese. quel que soit lu mën a am. mën a nekk ah tey boo nee woon Maodo damaa bëgg a dem dëkk boo xam ne dama fa bëgg dund mais jant du fa am. déet kon doo ngay génn àddina ko. jeex na kon nag boo bëggee dëkk léegi dëkk boo xamante ni turu Seydina Muhammad du fa jolli njàngali yonent ba du fa jolli da ngay génn àdduna
waaw parce que dafa daj. dafa daj waaw parce que léegi moom leeram gi moom defe naa ne ca Jawharatul Kamal daanaka mat na. makkaan yëpp. defe naa ne leeru yonent bi peeg na ko. alors ci loolu Sidi Hadji Malick radiyallahu taala anhu. Sidi Ahmed. moom mag ñi mu àndaloon kenn ku ci nekk mat nga la nga doon. waaye teewul bu nekk Maodo ba noppi ñu topp ci takk ndeeram ban étude nga ci am. waaw. parce que dafa defar ay Maodo yu bëree bëri mais reste toujours humble quoi moom. waa d' accord xam nga nag Cheikh El Hadj Malick radiyallahu taala anhu d' accord mag ñi ko waroon ñëpp ndegam am na ci ku mu dalal ba xam naa benn lay doon wala ñaar. waaw mais après seen njàng li mu def ci ñoom laa bëgg a wax. waaw mag ñi mu mag c'est-à-dire dama bëgg a wane dimension intellectuelle et spirituelle de Cheikh El Hadj Malick. ayca bisimilah. parce que bu fekkee yow jàng nga. ba deñ réer mboole ummahatul kutub yi nga goreel leen ba toog ci seen joggare te ba nëg ni da ngay yëg ni yow am na vide bu manqué ci yow ci wàllu xam-xam te benn nit dong ci boobu jamono moom nga am yaakaar ni boo demee ci moom mën na combler vide boobu muy Cheikh Al Hadji Malick radiyallahu anhu kon qui était lui en vérité. moo tax gaa yëpp ñëw wax nga dëgg la ci lu wér. parce que mag ñi ko waroon amu ci kenn koo xamante ne bi ñu daanaka moo la dalal ba moo tax am na ci mag ñi koo xam ne bu ñu masaan a toog nii di waxtaan bu ñu xasee tudd turu Cheikh Al Hadji Malick rek mu daal di jóg fëgg ay dàllam bokk bu ñu ko waxee foo jëm mu ni dama ne Maodo du nattukaay royuwaay la. waaw. Maodo du nattukaay royuwaay la. mag ñi ko waroon ñëpp d'accord kenn ku ci nekk laata Cheikh Al Hadj Malick di tàqalikoo ak yow ñëpp laa wax sans exception fexe na ba nga am leeru pay miin xadara suñu borom ba ñi nga xamante ni bii di jotu leen a yeggale Cheikh Al Khalifa radiyallahu anhu bi mu dikkee yeggale leen am na ñoo xam dañ ci def ay xasaayid pour wane ni Cheikh Al Hadj Malick moo leen tàmbalil mais sëñ Babacar Sy moo leen yeggaleel parce que mbir mi naka jekk continuité la xam nga Cheikh Al Hadj Malick radiyallahu taala anhu da di wali yu bëri doole. lool bokk na ci li tax gis nga Mam Rawaan Ngom rahimahullah jamono bi muy nekk ak Cheikh Al Hadj Malick Tiwaawan dafa am benn méttitu bopp bu doy waar bu ko daan dal méttit bu doy waar am na góor gu baax gu dëkkoon fii booru Ngumba te sant Ba. sëñ Alioune Ba góor gi sëñ Alioune Ba. Mam Rawaan dafa jaaxle ci méttitu bopp bi ba daal di dem ci góor gi sëñ Alioune Ba daal di ko koy tawat sëñ Alioune Ba daal di ni ko dara waralul sa méttitu bopp bi lu dul jegeñ gi nga jegeñ Cheikh Al Hadj Malick lanwaar yiy fàqe ci xadratul xatmi muy xadra Cheikh Seydi Ahmed Tidiane yi di dal ci jëmmam ji la cay tisati di la laal mooy metti sa bopp bi fii mu nekk Mam Rawaan ni ko lu ciy pexe mu ni ko xanaa nga ñaan ko ndigalal dellu paal toog fa boo ko nammee mbaa mu soxla la nga jege Mam Rawaan daal di ni ko baax na danaa ci waxtaan ak moom sëñ Alioune Ba ni ko ci benn condition mooy bu mu xam ni mukk man maa la ko wax mag ñi ñeme ñu woon Cheikh Al Hadj Malick de Maodo ku sévère la ci wàllu diine parce que moom xam na ni diine alali yàlla ala lillahi diin waaw keneen moomu ko moo tax daawu ci maye darande moomu ko waaw waaye sañu ko sax jeex na góor gi sëñ Alioune Ba mu waxee loolu Mam Rawaan daal di ñëw Tiwaawan daal di gisanteeg Cheikh Al Hadj Malick daal di ni ko man daal dama bëggoon rek nga may ma ndigalal ma dem toog paal boo ma soxlaa ma jege mu ni ko waaw lu waral loolu mu ni ko dara xanaa rek kay bëgg rek bañ la kii naa nga mu daal di ni ko waaw lan moo tax nga mu ni ko ma daal dama xam nga mag ñi mënuñu fen ngeen baal ma waaw du wax man mag ñi mënuñ ko dañuy wax dëgg ñoom bokkoon na ci li tax dañ daan jàng di xam daan am leeru xam-xam te daawuñ fàtte parce que boo dul wax dëgg da ngay gaaw a fàtte waaw parce que da ngay réer c'est ça loolu confusion day bari waaw logique balaa xala loolu boo dul wax dëgg da ngay gaaw a fàtte Mam Rawaan daal dina Cheikh Al Hadj Malick dama ci waxtaan ak góor gi sëñ Alioune Ba bu Ngumba mu ne ma wax dëgg daal jege bi ma lay jege mooy waral sama méttiti bopp bi mu ne ko ku la wax loolu sëñ Alioune Ba déglul commentaire bi c'est problématique et c'est important kan moo la wax loolu mu ne ko sëñ Alioune Ba mu ne ko sëñ Alioune Ba bu Ngumba te kooku muqaddam si daaj Malick la mu ne ko Alioune day lu mu wax dëgg la loolu la ci Seydi Hadji Malick teg da ko confirmé daf ko ni Alioune dey lu mu wax dëgg la sëñ Alioune Ba la Cheikh Al Hadj Malick ni lu mu wax dëgg la
te loolu ñoom ci Seydi Hadji Malick lañ ko jëlee beneen bi ci des Seydi Hadji Malick nekkoon wali yu woo xamante ni bii ni sharia bi da koo fonkoon a fonk ba àggoon ci am na benn bés am benn dama xamul lingeer la xawma lu mu doon benn jigéen bu bare daraja bu ñu ko bëggoon a jox Cheikh Al Hadj Malick radiallahu taala anhu mag ñi bi mu di naka jekk lim da daan waxtaan ak mag ñi mu waxtaan ci ak ñoom non loolu concerté wu c'est ça bi mu waxtaanee ak ñoom def concertation ñooñu daal di ni ko te nga ko jël comme am na mbooloo am na daraja du ñàkk mbooloo moom bu ñu ñëwee nga waxtaan ak ñoom ñu dugg ci diine ji dugg ci tariqa bi yëf yi daal di gën a kile Cheikh Al Hadj Malick ni leen mais da ngeen fàtte man fi mu ne am naa ñeenti soxna ba noppi ñu ni ko góor gi ñeent waaw man de am naa ñeent ba noppi ñu ni ko ñu ne wax dëgg yàlla ñetti soxna lañ la xamee soxna Rokhaya Ndiaye soxna Safeetu ak soxna Yacine Dieng yii lañ xam mun leen da ngeen fàtte sharia bi mooy aawo bi waaw loolu de waaw xam nga loolu la ñuy wax un refus intellectuel c'est-à-dire que dafa diplomatiquement fexe na ba jañax ko ndànk te mu rafet waaw loolu xadiis la li mu def xadiis la yonente alayhi salaatu wasalaam nee na buur yàlla yërëm na jaam bi nga xamante ni bii nii dafa fekk li yàlla daganal ci moom mu privé ko boppam ngir ragal a tabbi ci li yàlla xaraamal waaw bañ a jege ñeent ngir xëtt ko di dem ci juróom tax mu ni naa yem ci ñett saxee ndax nag noonu ñu ko jànge ci Laxdari mooy wa yajibu alayhi an yuxaafida ala xududillah Cheikh Al Hadj Malick radiallahu taala anhu naka jekk noonu nii la daan dundee dafa fonk maanaam frontière yàlla yi daal du ko dépassé du ko jegee waxuma la ak di ko dépassé kon nag man yataxaddahu dootul la kon zalama nafsahu loolu nag moo ko daloon moom Seydi El Hadj Malick radiyallahu tabarakallah moom Ousmane xam naa pratiquement 5 minutes moo ñu dese kanaa da ngeen di awloo rek kàddu gi su ma la romboon ci mbedd mi ne la kan mooy Seydi El Hadj Malick looy wax ku ragal yàlla kon peeg na lépp c'est tout Seydi El Hadj Malick nee na xasrul wilayati fi taqwa saadatuna wa jaa fi surati al anfali da alami wax na dëgg nee na wëlu yu pire mooy ki ragal yàlla wala yu pire mooy ki nga xam te ne ruus naa def lu ko yàlla di yedde wala lu ko sunna di yedde mooy wàllu yu pire mooy wàllu yu pire Seydi Hadj Malick radiallahu taala anhu avant muy génn àdduna dafa ni maa ngi defar ñaari téere lii sëñ Abdul Aziz Al Amin moo ko nettali maa ngi defar ñaari téere yoo xam ne bu paree damay ragal sëriñu Sénégal yàlla bu nu dajaloo génn ma Sénégal première téere bi ci wàllu charia la lépp lu ñuy def te bokkul ci charia di violer charia di violer sunna dinaa ko dénoncer te ñun sëriñ si di ko def kifaaya ak kifaayatu raaxibiin xam nga da ngaa amul dégg nag déet kifaaya kay mas naa koo liir ba mu yàgg ma naan waaw affaire yi moom tàng na wallaay ñaareel bi mooy ifham munkiri jaani ifham waaw mooy lépp lu ñu def ci ak tariqa ak tasawuf di ko woote te lépp teguwul ci alxuraan teguwul ci sunna dinaa ko dénoncé kon daal Seydi Hadji Malick li Seydi Aliou Guèye waxoon rek sunniyun bi muhammadin sunniyun bi muhammadin waaw maanaam fépp fu yonent bi sallallahu alayhi wasallam teg tànkam ci jëf ju baax ci sunna Seydi Hadji Malick teg na ko wax na ko de nee na yonent bi mën na maa gën a gudd tànk gën maa yaatu tànk waaye buy tegg may teg c'est-à-dire bu ne yonent bi socc na dinaa socc bu ne yonent bi julli na ñaar rakk dinaa julli ñaar rakk bu ne yonent bi bañoon na nangam dinaa ko bañ bu ne yonent bi def na nangam dinaa ko def kooku mooy Seydi Hadji Malick rek faxat waaw lan nga gisee Seydi Hadji Malick yow daanaka sax yaa ngi waxal waxtaan bépp ci moom waaw sa turandoo de Maodo man Seydina Ousmane tënk na ko waaw waaye man damay wax taqwa moom boo ko amee jeex na inna taqiya najib waaw alxuraan nee na bu nga régalee yàlla ma xamal leen jeex na mais man damay wax ni Cheikh Al Hadj Malick en fait li def particularité am ba tax mu yeyoo toog di waxtaane da di royukaay référentiel la modèle la te royukaay mënuloo ko nekk mukk lu dul ni da nga équilibré waaw Seydi Hadji Malick du woon kuy incarner extrémisme ci côté yëpp du tout pas du tout dafa nekkoon ku équilibré gis nga boo ko fekkaan ci daara ji muy jàngale da ngay foog ni kii gëmul tariqa waaw mais boo ko fekkee ci biir zaawiye bi ci ay wirdam ak ci malaani wadifa yi da ngay foog ni kii sufiyanke kese la
boo ko fekkee ca tool ba ak donga ya ak waar wa da ngay yaakaar ni kii baykat kese la. économiste kese la. économiste kese la. dafay incarner milieu bu mën a doon rek loola. c'est-à-dire li ñu naan la culture de l'adaptation. Cheikh Al Hadj Malick radiallahu taala anhu daf ko amoon. il s'adapte à n'importe quel des milieux bu mu dem rek. dana mën a adapté wu dafa équilibré. looloo waral ñu bare umpale ko ci jamonoom. lu dul ñi yàlla dimbali rek. loolu la ko yàlla defaloon. non nii la ko yàlla melal. loolu la ko yàlla melaloon. mbokk yi xam naa kon ñi ngi ci njeexital gi ñi ngi lay sant bu baax a baax Sidi Ahmed Fall waxtaan bi neex na lool ci li nga wax ci sama trondo ma Sidi Hadji Malick moom bu ñu koy waxtaanee moom yëf yi daf may xaw a këfin lool tabarakallah Ousmane ñi ngi lay sant bu baax a baax mbokk yi ñu doon déglu itam dañoo nekk ci fanu burdu soxna bourde de décentralisation yi daan def yéen yi gën a yaatal ci waaw nga xam ne léegi contexte bi ni mu demee moo tax defuñu ko waaw koy jaarale ci média bi jaarale ko ci média bi yooyu ndax xam nga rassemblement yi dajaloo bi léegi nag moo tax ñuy def plateau yi comme ni ko ndigalu kilifa yi nga xam ne yore woon décentralisé Pa Bili Pay jiite ko Pa Bili Pay di sama xarit di nit ku baax di nekk soxna Fatou Diack am pas-pas ak soxna Fatou Diack ngir looloo tam ñu mën a toog fii nag waxtaane loolu waxtaane burdu waxtaane jàppale xalifa bi tamit ci bëgg-bëgg itam xalifa bi également parce que ñu waroon ko tàmbale itam sëriñ Babacar Sy Mansour nuyu ko di nuyu waati waawoon gi yëpp ndax moom li mu wax ñun ñëpp fekk nañ ko ci waaw loolu moom ñun ñëpp fekk nañ ko ci fa tabaarakallaahu loolu moo tax nag ñu def ko ci plateau yi médiatiser ko nii waxtaane sama turandoo waaye sànni moom benn képp la sant la tamit gërëm la yow itam mbokk yi kon lii rek la xam naa daañu dikkaat ci yeneen débat ci gën a àddina yonent bi ak ci Mouhamadul Busayri borom burdu bu neex boobule wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala وبركاته تنكر حبا بعدما شهد به عليك نور الدمع والستم مولاي صل وسلم دائما